fépp foo xam ne da ngeen fa bëgg a dem ci àdduna bi moo xam yow yaa bëgg a dem wala voyage d'affaires da nga bëgg a dem Europe Amérique Asie Moyen-Orient foo ci bëgg a dem rek Nexa Voyage noppi na ngir gunge la yéen jàngalekat yi yéen professeurs yi am na programme de recrutement bu mag pour yéen boo xam ni mun ngeen a dem Canada jàngale ji nasaraan ak yéen étudiants yi suñu mission dafa leer nañ yombal leen lépp loo xam ne da di démarche d'admission ngir ngeen mën a am visa dem ci université yi nekk ci àdduna bi yépp suñu partenaires yi nga xam ni dañoo mokkal liggéey bi te qualifié lool dañ leen di jàppale ci admission bi ci diiru fukki fan rek ngeen am seen université ba noppi it am li nga xam ni moo di seen admission suñu équipe daal di toppatoo li nga xam ni moom moo di li des ci parcours bi defal leen dossier yi vérifier leen documents yi préparer entretien yi topp la ba nga jot sa préinscription ak sa visa pour professionnels yi dañuy toppatoo lépp lu jëm ci tukki bi moo xam voyage d'affaires la ñu daal di jël billet d'avion bi assurance bi hôtel bi toppatoo déplacement bi jóge AIBD jëm aéroport yamuñu foofu loo soxla ci location de voiture bu am confort ñu yombalal la ko gunge la ba nga yore oto bu mucc ayib Nexa Voyage ñi ngi nekk cité Kër Gorgui mën nga ñu woo ci 00221 78 957 11 11 wala 00221 78 958 11 11 wala 00221 78 586 80 80 Nexa Voyage seen tukki bii di ñëw fii lay tàmbalee. Chez Nexa Voyage, nous accompagnons étudiants, entrepreneurs, familles et professionnels dans tous leurs projets de mobilité, qu'ils soient personnels ou d'affaires. Europe, Amérique, Asie, Moyen-Orient, où que vos objectifs vous mènent, nous sommes votre compagnon de route. Vous, les enseignants et professeurs, un programme de recrutement s'offre à vous pour l'enseignement de la langue française au Canada. Pour les étudiants, notre mission est claire, faciliter vos démarches d'admission et de visa vers les meilleures universités du monde. Grâce à nos partenaires qualifiés, votre admission peut être obtenue en seulement 10 jours. Notre équipe s'occupe de chaque étape du parcours, constitution du dossier, vérification des documents, préparation de l'entretien, suivi jusqu'à l'obtention de la prescription et du visa. Pour les professionnels et les entreprises, nous gérons l'ensemble des voyages d'affaires, visa, billets d'avion, assurance, hôtel, ainsi que les déplacements du personnel vers AIBD et la location longue durée de voitures pour plus de confort et de flexibilité. Nexa Voyage, cité Kër Gorgui, appelez-nous au 00221 78 957 11 11 ou le 00221 78 958 11 11 ou le 78 586 80 80. Nexa Voyage, votre prochain voyage commence ici. Merci de nous rester fidèles, amis internautes, vous qui avez choisi de nous suivre partout à travers le monde sur la chaîne des grands événements VIP People TV, comme son nom l'indique, s'informer juste et vrai. Comme ni ma koy faral di waxee saa yu ngeen abonné bu leen di fàtte di bës cloche de notification bi mooy tax ngeen mën a jot suñu yeneen vidéo en exclusivité fii sur la chaîne des grands événements VIP People TV. ñu ñëwaat tey indi leen beneen numéro actu du jour xool li gën a fës ci xibaar ci bés bi ñu daal di koy saytu tataan ko segg ko faram fàcce ko indi ko wisax leen ko fii sur la chaîne des grands événements VIP People TV. fiñ koy tàmbalee dañuy dem fële ca diwaanu Mauritanie ginnaaw nag bi nga xamante ni ay site yu nekkee foofu ca diwaanu Mauritanie dañu biral daal benn xibaar boo xamante ni daal ci diggante doomu Sénégal ak doomu Mauritanie ginnaaw nag bu mu doonee benn mariage daal boo xamante ni jot nañ ko fësal diggante ki nga xamante ni mooy le premier ministre de la République du Sénégal di leader au parti Pastef ak ki nga xamante ni mooy Mint Cheikh Sidiya ñoom daal dinañu sukkandiku daal que li nga xamante ni daal mooy seen sëy foofu ca Mauritanie daal dina provoqué daal benn tollé boo xamante ni daal dafa sukkandiku ci opinion bi ginnaaw nag ay divergence yoo xamante ni daal dafa jëm ci sujet bi mu doon benn point de vue boo xamante ni tey ji suñu wàllu juridiction kii di Mint Cheikh Sidiya dafa choisir daal di sëy ak ki nga xamante ni mooy leader du parti Pastef di premier ministre bu la République du Sénégal mu doon benn question boo xamante ni gis-gis bi lenn la rek jëmale ko daal ci ki nga xamante ni daal jàpp nañ ko daal benn jigéen la boo xamante ni adulte la maanaam elle est majeure ginnaaw nag bi nga xamante ni daal sëy na ay sëy yu bëri yoo xamante ni daal jot na ko def avant que daal muy daal di tas bay sëy ak ki nga xamante daal mooy leaderu parti Pastef di suñu premier ministre jëmale ko daal ci ki nga xamante ni mooy Cheikh Khalid moom daal moo décidé daal jël les choses en main ginnaaw nag lépp loo xam ne daal xam nañ ko ci intérêt bi nga xamante ni tey jii dafa jëm daal ci égalu li nga xamante ne daal mooy benn lignée suñu sukkandikoo daal ci lépp loo xamante ni daal dafa soxal sujet bi nga xamante ni tey jii ñu bëre ñi ngi koy wax suñu demee nag ci ay juriste ñenn daal sukkandiku daal lépp lu ñu soutenir mooy benn piété boo xamante ni daal dafa sukkandiku daal ci ay conditions fondamentales yu su wër li nga xam daal mooy mbir mi
muy daal information boo xamante ni jëlee nañ ko fële daal ca diwaanu Mauritanie muy ay site Mauritanie yoo xamante ne ñoo ko bind information bi nag am na wala amul ñun dara leeruñu ci infirmé wuñu li nga xamante ni mooy li site yi bind affirmé wuñu aussi li site yi bind mais li am solo ba am solo daal site Mauritanie yi ñoo ko bind muy sëy bi dox ci diggante ki nga xamante ni mooy Mint Cheikh Sidia ak ki nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef di suñu premier ministre de la République du Sénégal en tout cas doon na daal loo xamante ni sëy dagan na su dee am na aussi ñu ngi koy ñaanal rek yàlla na yàlla barkeel sëy bi ñu am ci daal njaboot bu barkeel muy li nga xamante daal jëlee nañ ko foofu ca Mauritanie muy le mariage entre ki nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef di premier ministre de la République du Sénégal ak Mint Cheikh Sidia fële ca diwaanu Mauritanie. toujours dans votre actu du jour ba tey dañuy desandi foofu ca diwaanu Mauritanie ginnaaw nag xibaar bi nga xamante ni daal jot nañ ko biral jëmale ko daal ci sëy bi dox ci diggante leaderu parti Pastef di suñu premier ministre ak Mint Cheikh Al Sidia bi nga xam daal am na ci diwaanu Mauritanie ñi nga xam daal mooy la presse mauritanienne daal di koy fësal ci biir loolu nag ay activistes ak ay influenceurs mauritaniens ñu ci bare daal di nañ ci yéeyaa bi ginnaaw nag ci seen làkk lañ ko waxee muy kàllaamanaar dama bëgg ñu xooli ji vidéo yi dellu si waat. Allah na seede barke aljuma kabar labɗo wallahi al-azimil karim Ousmane Sonko ko dañi ɗo debbo e nder nakso ɗen tinani Allahu akbar nahaw mum timmeja Allahu akbar famille Cheikh Yacoub Cheikh Sidia ha ɗum de ko mawka ngare hande ko le 2 janvier 2026 Ousmane Sonko dañi Mauritanie debbo troisième femme nahaw mum timmeja. السلام عليكم. هي التيك توك وهي الفيسبوك وهي الوسائل الاجتماعية. أنا اللي ياسر أنا أدخل لكم وراني بمناسبة عيد نوفيل أني مباركة لكم بوني أوريز أني الله يبارك علينا هذه السنة سنة مباركة علينا وعليكم وللمسلمين. خارج موضوع هو واللي تشطن بالي شوي لا شوي مو ياسر يقرهون نتكلم ذوك الناس اللي كومبلكسي خارجينش من راقيش كومبلكسي لو كومبلكس ماشي في عروقهم في اخبار زواج سونكو مع النعم من شيخ سيديا. كتبت كاع شوي فيس بالنسبه للناس مولي تقرا لا خلي هاي فيديو بالنسبه لذوك مولي الاخرين. موريتانيين نحن ما خارجة دولة من في العالم ما قسنا هذا اللي في موريتانيا والله ثم والله أنا بس النية ما شفته مقيدين بش من تقاليد من عمور اللي خلاتكم قايسين الهاوية من شيخ سيدي أمار ما يشدو كوري والله قام من السما والله تراب والله نمبورت كوا هذا مال بينا قلنا لكم أنا ما جاية في الشارع ولا جاية في السنة ونحن الآن نطبقوا دا سنة محمد صلى الله عليه وسلم عليه ألف آلاف من الصلاة اللي واحدين في موريتانيا بعيد من القرآن ومن السنة ومن الشريعة محمدية اللي واحدين في موريتانيين رخص ذيك جماعات اللي هاموا متموا يقيدوا المرأة الموريتانية فش من الفياذي الأحمر وهي المرأة تبقي تعيش حياتها. نرجع الواقع موريتانيا ما شدوا من نصارى ما شدوا موريتانيا كان ما بيا خوف من عود سامي رقاج والله رافدة فم اكثر من حد نسمي لكم وانتم تعرفون والصار اللي شدوهم نصارى لكم قاعدين بينكم ولاد فلان 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 انتم تعرفوهم اكثر مني انا تمثليهم والله قلتوا ده انتم ما نحن ما نعرفولوش معناته مدى شدوا منات نصارى ما يقدوا يا باو عند الكور بيهم يلا لما زينا كيشي الكور مالي ما يشد البيضة والله البيضانيات الكور صامولي تاني متخوي منتو معلوم ابلي فورت ريزون كوري واخر خلينا نقول لكم انا مسألة شتو انتم ما بين عنه الفقر والله ما لكم ما بين عنه مو الفقر منين نصراني يهودي نمبرت كي عند الفاضة دور يشد بناتكم يشد لمؤمناتكم تعرفون انتم بينكم انتم تؤمنوا بالفضة اكثر من رجال موريان ورسول تختاروا الفضة اكثر من هو شنو هو هي شنية والله ذاك شنو ورفهموا من شيخ سيدية شدها سونكو تسمى لا يطيح التراب هي
La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mint Cheikh Sidiya va demeurer une femme dont il y a l'amra. Ou l'amra, moi, dit n'ختار تفهموا. هي au finish. اليوم في الوايبي. هي الامرأة. اللي تعدل المرأة. إكس وإجرك. تعدلوا هي الامرأة. C'est une femme. C'est tout. وهو ما شاد لنا من شيخ سيدية وهي ما يشاد لنا سونكو كوري. خلينا نفهم الحب. الله الحبوب. الله ذاك اللي هو وتفاهم وتبقى السلبة ما شد البعار ولا زبد وكل محمد عند راسه سونكو اللي فهلو رواية كبيرة 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 أكبر من ذي انكم انتم عليه. معنى انكم انتم ذوك الموريتانيين اللي كومبلكسي لو كومبلكس جايبينه من بعيد. نحن ما يشدونا الحراطي ونحن ما يشدونا الكور اللي حرطاني ما عنده الفضة وما الحراطين عندكم فضة تمرقوا على فم وحدات يعرفوا روسهم يعرفوهم نحن ولا كلام يعني قايلته كان نعود اني قايل الشخاص لحد منكم ولاني قايلته كان العود مولي عنصرية عبدن يا غير الله ما نبقي ذوك ذاك القرق اللي شاك على انه خير من الادميه خير من الادميه لا بالتقوى لا قال مولانا ما فينا خير من الاخر ما بالسر والصوم وتقع بس وخلاص من تفلان ومن تفلان سي دو لا فوتيز تعرفوا لا فوتيز سي دو لا فوتيز نحن وقيدنا بياس من امور اللي ما يخدموا ميم با البشريه لا الانسانيه ما يخدموا ابلي فورت ريزون نحن من روسنا شخلك عادوا طافيلات انا حقوقيه في قسم المشاكل الاسريه 90% اللي تلفن عليا ما نعرف صوت ولا نعرف اسمه ولا نعرف قبيلته والله مودي ما نسول عن قبيله ولا نسول عن جهويه 90% دار المشاكل ذاك مشاكل فراش او سانك طلعش ما الساكر بهالساخ الفيسبوك دا انا ربط عنكم مستحفين ولا بداكم مشيت وحدوا فيه ولا شد سنغالي موريتاني هذا الشي فيه ولا شد موريتاني سنغالي هذا الشي فيه الناس قايمه قيامه هذاك وخارج ما تكتبوا على زواج وزير السنغال سونكون من الناها هارون الشيخ سيدي هذا الشي فيه نحن والسنغال واحد صبعك يعور عينك لعبتو قاعد تسمع تقول ماشي نحن والسنغال يقدح واحد معناه ما فهم تفرقة ولا فهم أي تميز. أنا قرب حد خارج السنغال منا ومنهم معناه ما في شي قريب وثاني ما يرمولي زواج قسمة ونصيب ما في قيل وقال ولا في شي ماشي خلاكم هذا من حب الكلام خلاكم هذا من تفرق ألهامكم نحن والسنغال واحد. أو لا عاد الساعة ذا شد وزير الأول من السنغال ذا شي فيه هذا لا يزيد نحن ويزيدهم نحن والسنغال كما قلنا لكم نقول لكم عنا نحن والسنغال مادة واحد ولا فينا أي تفرقة معناه لا شدينا نحن ما فيش ولا شدونا هم ما فيش وهذه ملك ما قلنا قسم ونصيب هي شنية دفتني لا نازل كاملين وشاف راجل لقاها وشدها وكذلك مولين نشوفنا حنا مولين من راجل من نحن وشد شاف السنغالي وزينا عنده شدها معناه ما فهم تفرق الفيسبوك خلوكم ذاك من السحف والكتبات والتخطاط بارك شايفينتم عليه حالا لا نشاده كوري هذا الكوري مسلم مولانا انها من شيخ سيديات زواجها حقيقي ولا هي معدله شي خاص ليه الموريتان هذه امراه وكانت وزيره ومن شيخ سيديات زوجها مسلم مولانا ووزير اول ولا يعود الصبح رئيس السنغال هي مع زوجته مع نصران هو والقزواني هو اللي زرقها عدته الحمله في القصر عدته الحمله في الترارزه ووكلت فوضت له القبله وعقبوا خدعوه البونه مختار وخدعها والله ولا احمد عيش ومشات وخلاتكم موريتان هي انها معدله خاصر شنو هنا قعدوا عدلوا العقد والراجل معاها على سنه الله ورسوله هذا ما في شيء خاص والله بيكم انه كوري ما يقدر يشد من الشيخ سيدي الموريتان خلوا معكم حياه الناس الشخصيه ما في شيء خاسر امراه جا والدها وجا اخوتها وعدلوا عقد مع الصونكو وعاد معاها والزواج حقيقي وهي رايحه حالا للسعوديه وتشتغل في قطر وماشيه تعدل حياتها ما تعني حد والامانه قطعي طولة تعود سفيره شور جنوب افريقيا ورفضت وقطعي طولة تعود مستشاره في الوزاره الاولى ورفضت شايفينتم عليها حالا لا نشاده كوري
هذا الكوري مسلم مولانا، ما هو مسيحي ولا هو يهودي. والصبح يعود رئيس موريتان وتعود هي السيده الاولى، ولا تشوف المشايخ وتشوف شيوخ القبائل وتشوف الناس kon ñoo ko déggandoo muy ay mbir yoo xamante ni ñu ngi ko jëlee fële ca diwaanu Mauritanie muy ay activistes ak ay influenceurs ñoom ñoo jot daal ku ci nekk jot nga yéey yàbbi jëmale ko daal ci mariage bi nga xam ne daal dafa provoqué benn tollé bu mag a mag fële ca diwaanu Mauritanie diggante ki nga xamante ni mooy Mint Cheikh Sidiya ak ki nga xamante ni mooy leader bu parti Pastef di premier ministre de la République du Sénégal ginnaaw nag ki nga xamante ni moom la takk jàpp nañu daal sëy na ay sëy yu bëre ba noppi daal di tas ginnaaw loolu nag si la ñu dellu siwaat daal di sëy ki nga xamante ni mooy kii di premier ministre de la République du Sénégal ku ci nekk daal jot na ci yéey yàbbi mu doon nag ay information yoo xamante ni comme nuñ koy waxee ñun dugguñu benn yoon ci seen vie privée mariage dagan na su ko neexee mu sëy ak ki ko neex mais li am solo ba am solo rek ñoom ñaar ñëpp ay célébrité lañu duñu ay personnage ordinaire moo tax tey jii ñu war ko mën a relayer jëmale ko daal ci suñu ay information en tout cas su dee sëy bi am na nous leur souhaitons heureux ménage su dee amul aussi au niveau de la Mauritanie ñoom ñoo fësal li nga xamante ni mooy xibaar bi ñun defuñu dara lu dul relayer li nga xam daal mooy l'information boo xamante ni jot nañ ko am toujours dans votre acte du jour suñ fa jógee dañuy dem seeti ji l'activiste républicain Bah Diakhaté ginnaaw nag bi nga xamante ni information bi daal mi ngi circuler partout à travers la toile de la presse mauritanienne et sénégalaise ci biir loolu nag moom l'activiste républicain Bah Diakhaté indi na ci daal ab jàngatam boo xamante ni jot na ko def daal jëmale ko daal ci li nga xamante ni la presse mauritanienne relevé nañ ko relayé nañ ko jëmale ko daal ci mariage bi dox ci diggante Mint Cheikh Sidiya ak ki nga xamante ni mooy leader bu parti Pastef di le premier ministre de la République du Sénégal nañu déglu ji la réaction de Bah Diakhaté dellu si waat turam bi tey moom gànnaar moom sama dëkk ba journaux yi daal génn nañu wax nañ ci ndaw si man nag duma ci sori très sincèrement man nag publier naa en tant que information waaye nag dama wax lu leer parce que nag bu ñuy rëbb si baar booy wax da ngay wax lu leer saxaluma information bàyyeekoo gànnaar dëggaluma information yi bàyyee gànnaar donc ma wax ko ci tubaab li tax ma koy wax en français maa ko xam. Je n'affirme pas l'information venant des sites de la Mauritanie. Je n'affirme pas aussi l'information. Je n'ai fait que relayer l'information. Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est pas vrai, tant mieux. À eux maintenant, ou bien d'une part et d'autre de démentir. En tout cas, Ousmane Al Boutilimi tay siw na lool fële ca Gànnaar ndax dëgg la am du dëgg en tout cas bu dee dëgg la moom toppee na ma mbooloo parce que Bah Diakhaté Al Boutilimi benn la mën na ko ñëpp xamee ma dëkk Boutilimi ma mën a askanoo Boutilimi mën ko tiitaroo aussi. diggante Boutilimi ak waalo bu Sénégal bi donc bokk nekk Sénégalais pur et dur ci ñaar yëpp samp nag donc voilà donc ñu ngi koy ziar mais bu fekkee ne dafa takki aussi bon voilà donc heureux ménage bu fekkee dafa takk moom lu lew la lu dagan la très sincèrement man yooyu ma ci sori góor bu dem takk soxna moom wax dëgg yàlla mënuñu lu dul encouragé ko ci loolu parce que moo gën nu mën a demee rek moo gën kon loolu kenn du ko ci critiquer kenn du ko ci def dara parce que c'est mieux waaye léeg-léegi takk jabar yu bëri yi man dama ragal est-ce que les gars dugg ci ay mariage à durée déterminée MDD man de loolu laa xalaat dégg man damay dégg takk na jékki-jékki dégg nangam jékki-jékki dégg takk na ma jég man bu bëree man li ma limagum ëpp na 5 man ma xalaat est-ce que waa ji newul ci ay mariage à durée déterminée quoi qu'il en soit bu dee takk bi am na moom ñu ngi koy ñaanal yàlla heureux ménage te loolu moo gën ñu ngi ko ci encouragé bu baax a baax mu nekk li nga xam ne mooy l'exploration géopolitique matrimoniale te sama waa ji mooy ndaanaan de billahi léeg-léeg ma xeex ak moom ba mu yàgg rek mais damay xam ne ndaanaan la quoi saa fi muy fële garaaw donc nuyu naa leen ziar leen donc kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy réaction boo xamante ni moom Bah Diakhaté indi na ko ginnaaw nee na du ci sore en tout cas information la daal boo xamante ni ça a été relayé par la presse mauritanienne ginnaaw nag bi nga xamante ni presse mauritanienne moo ko relayé moom du affirmer li presse mauritanienne wax du ko infirmer non plus waaye li am ba deset mooy su dee li presse mauritanienne bi wax na li mu wax dëgg la en tout cas nous lui souhaitons heureux ménage moom mii di leader au parti Pastef bi nga xamante ni mooy le premier ministre de la République du Sénégal ndaxte sëy lu normal la lu dagan la lu jaar yoon la kon am na droit daal di takk ki ko neex kon yoonu kenn nekku ci waaye li doy waar ba ci doy waar maanaam mooy ndaw si nuñ ko décrire foofa ca diwaanu Mauritanie ginnaaw nag bi nga doonee daal benn ancien ministre boo xamante ni daal fa la nekkoon ci gouvernement bu Mauritanie tey moo daal di sëy ak ki nga xamante ni daal mooy suñu premier ministre ginnaaw nag Bah Diakhaté lu mu ci jàngaret ku nekk xam na ni kan naar du wujjee te ku nekk xam na ni kii di leaderu parti Pastef jot na am ay soxna fii ci Sénégal est-ce que mariage boobu dina durer wala du durer wala mariage la daal boo xamante ni lañ ko sukkandiku daal ci benn contrat boo xam ne daal CDD la muy contrat à durée déterminée comme ni ñu koy defee daal ci wàllu liggéey parfois nga gis ñoo xamante ni seen contrat CDD la contrat à durée déterminée la
ñi xam ne kañ ngay tàmbali ak kañ lay jeex wala contrat à durée indéterminée la waaye lu guñ waree jàpp nañ daal sëy bi dox ci diggante leaderu parti Pastef ak ki nga xamante ni mooy Mint Cheikh Sidiya di doomu Mauritanie en tout cas doon na daal benn mariage boo xamante daal suñu suggunul dina doon daal benn contrat à durée déterminée parce que intérêt kese moom moo ko daal di la ku ci nekk dafa am intérêt bu mu gis ci li nga xamante ni tey ji mooy ci moromam moo tax daal ñu daal di dugg ci sëy bi mais en tout cas li ci mënti am rek Bah Diakhaté affirmé wul li mu def rek mooy relayer information bi comme ñëpp nuñ koy defee en tant que des relayeurs d'information tey xibaar su jotee ba jib da ngay xool daal xibaar bi naka la ñëwee nga daal di koy relayer kon mu doon information boo xamante ni jot nañ leen ko indil jëlee ko daal ci mariage yu diggante leaderu parti Pastef le premier ministre de la République Sénégal ak ki nga xamante ni mooy Mint Cheikh Sidiya fële ca diwaanu Mauritanie. toujours dans votre acte du jour ba tey dañuy desandi ci wàllu mariage bi nee naa leen dafa def daal turu li nga xamante ni mooy la presse sénégalaise et mauritanienne. biir loolu nag l'activiste bi nga xamante ni moo nekk ci diwaanu Canada di Mollah Morgun moom it indi na ay révélation yu doy waar su ngeen fàttalikoo nag Mollah Morgun yàgg na toog fii daal di wax benn relation bi dox ci diggante leaderu parti Pastef ak ki nga xamante ni mooy ndaw soosu nga xamante ni ab mauritanienne la bi mu koy wax nag yaakaar naa ni presse mauritanienne relayé wugul li nga xamante ni mooy mariage yi est-ce que du kaddu Mollah Morgun yi moom la ñu daal di affirmer tey ji en tout cas Mollah dellu siwaat nag daal yéey ci yàbbi nañ ko déglu ji dellu siwaat. demal jëli sa doom Mohamed Sonko nga indi ko Sénégal mu jàng comme moromam demal yaa ne politiciens yi dañ ñuy jaay génn ñu ci mbedd mi ñuy xeex bu ñu dee ñoom ñu jël seen doom yóbbu Canada ak yeneen réew sa doom a ngi Canada ñëw jël ko fii delloo ko mu dem jàngi comme ay moromam foofu noonu Sénégal parce que loolu yaa ko jaayoon sénégalais yi demal nga jël soin bu nga indi ko bu dee dafa bëgg a fubal mu ñëw fubal ci Jaraaf wala GIA yaa ñu jaay nationalisme yaa ñu jaay patriotisme kon jëlal sa doom ne ko soit patriote na ñëw football yi Jaraaf wala GIA wala Mboose wala ay Saloum wala fu mu dëkk quartier bu fa nekk mu ñëw na ñëw football foofu parce que yaa ñu ko jaay loolu mooy un leader day respecter ay paroles am un leader du doon ba un délireur guy délirer rek di délirer di wax lu mu gëmut lu mu wax lu mu amul ci benn cofeel bu am loo xam ne yeggu ko fànn lii yëpp moom moo ñu ko waxoon ñu defar ko ñun ensemble main dans la main loxo ci pat ñu tabax ko jarul bu kenn génn bu kenn daw nga ñëw jël say doom rawale nit yi di xeex nga ne yow nga taxaw wax sénégalais yi ne leen man mënuma comprendre nan la leen politiciens yi ngeen nekk ay dof yéen sénégalais yi politiciens yi di leen nax di leen xeex loo ngeen di xeex ba ñu ci dee loolu ay waxam la politiciens yi di leen xeex loo ngeen di xeex ba ay nit dee ci gis ngeen ko fi et pourtant malheureusement moo waree discours bi sax mën naa leen ko gisal ngeen yëpp gis ngeen ko il disait que nan la sénégalais yi mu ne dof bay dem di xeexal ay politiciens ba di ci dee au moment où ñoom seen doom yi ñu ngi leen yóbbu Canada pour ñu jàngi mais wax jooju moo ko dab moom wax jooju moo ko dab tey mi ngi yenu doomam yóbbu Canada pour mu jàngi même wax jooju mu doon wax noonu moom moo ko dab doomam mi ngi Canada di jàngi parce que li ma wax dafa leer naññ jeune dama ne jaxasewuma leen sax dama ne Mohamed Sonko mi ngi woon fii boobu man voyagé na mu ñëw fii ñu indi ko fii bu mu ñëwee mi ngi ne woon Gatineau fa la nekkoon di louer ay oto di course ñu leen di jàpp muy génne passeport diplomatique di joxe ñu jàpp ñeneen ñi defal leen contravention famille gone yooyu noonu ñu ànd ñoo jooytu ko ci man noonu laa yëgee ni nekk de Mohamed Sonko mi ngi fii ñu indi ci vacances yi ma remonter l'information ba mu yegg ci entourage Ousmane Sonko ne leen mais wax leen waa ji ne leen moom nan la ñuy jaayee souveraineté nan lañ jaayee toog leen ci réew mi dinañ liggéey réew mi nangam yanu ak doomam yóbbu pour mu dem jàngi ñu ne man ne waaw Mouhamed mi ngi fii di concours ay oto ko yor passeport am ak di fly di def lu ko neex ñu ne ma dinañ ko yeggee kilifa gi ñu yeggee ko kilifa gi mooy seen Sonko mooy seen kilifa ñoom ñu yeggee ko kilifa gi bu ñu ko yeggee kilifa gi ci la ko rawale ak benn doom bu jigéen yóbbu leen Toronto ci ku doon jaay sénégalais toog leen fii quoi ñu defar réew mi jël ab beneen doomam yóbbu Portugal
ci ku la doon jaay toog leen fii muy ay te koo xam ne moo taxawoon wax ni man mënuma comprendre nan la sénégalais dofee ba nga xam ne politiciens yi ñoo leen di génn ci mbedd yi pour ñu xeex ñu leen di xeexloo ñu leen di rey au moment où ñoom ñu ngi jël seen i doom di ko envoyé bitim réew pour ñoom ñu dem jàngi mu ñëw def la même chose lu mu doon wax même chose la def lu mu doon tere la mujjee def lu mu tere woon lépp la mujjee def waaw lépp lu mu tere woon la mujjee def après tu te demandes mais gars yi dañuy font quoi mais parce que dañuy jàppee nit yi ay dof dañu jàppee sénégalais yi wéruñu ku ci ñëw rek da ngay utiliser sénégalais comme escalier jaar ci kawam dox dem sa yoon mais ñun waxu démb yi la ñuy indiwaat li ñu waxoon démb te tey nga gis ñu gis contraire bi saa yu amee dinañ ñëw wax sénégalais ni ah sa waay nax nañu de li mu waxoon ak li mu jëfee bokkul daf ne woon toog leen fii moo ñu jaay souverainisme moo ñu jaay patriotisme moo ñu jaay bëgg sa réew nationalisme yooyu yëpp moo ñu ko jaay ñu ko la ko fi def yanu ay doomam yóbbu bitim réew donc il a menti au peuple sénégalais il a menti au peuple sénégalais li mu leen waxoon ak li mu mujjee def bokkul flagrant délit mensonge flagrante donc loolu la ñuy ñëw tegal ko sénégalais mais ah ñun dañoo leen waxoon jóg leen def lii ndax kii moo amoon lu mu ñu wax moo ñu am lu mu ñu jaay il a menti au sénégalais ñu ne ñun dañoo leen waxoon affaire baa ngi nii de fen na de fii moom daf ñoo fen parce que jël na ay doomam yóbbu bitim réew kee ma ngay góorgóorlu fubali kee ma ngay fexe nu mu defee ba ñëw jàngi see fi muy Mohamed muy taawam ak ki nga xam ne moom mooy soin bu muy nag lu garaaw loo xam ni dañ koy wax nit yi mais dañuy foyee chaque jour sénégalais mais sénégalais allah kulli al dinañ yeewu de parce que ñun ñi ay sénégalais lañ ñoom gënuñu ñu ndey gënuñu ñu bàyyi duñ fi nekk di nalaw duñ fi nekk di nalaw de ñun dinañ yee même bu dee benn nit dinañ ko yee benn nit dinañ ko yee on s'en fout ci gars yi ni ñuy faree mais benn nit nañ ko yee dañ ne kon ñoo ko déggandoo muy kaddu yi nga xamante ni moom Mollah Morgun yëkkati na ko ginnaaw jagleel ko leaderu parti Pastef mu doon nag ay révélation choc ginnaaw bi ñu génnee daal ci li nga xamante ni tey jii mooy mariage am bi nga xamante ni am na fële ca Mauritanie en tout cas xamuñu troisième mariage la xamuñu quatrième ndaxte saa su ne ñi dégg ni ko daal moom takk na jabar ndaxte bi mu nekkee fële ca Cap Manuel déggoon nañu takk na jabar mu waroon nekk troisième ginnaaw loolu déggaat nañu yeneen cak jabar yoo xamante ni wax nañ ko tey jii nag ñu indiwaat ki nga xamante ni mooy mauritanienne bi moom Mollah li mu wax daal demal nga jëli sa doom Mohamed nga indi ko Sénégal mu jàng moo gën ndaxte bi ngay woo ndaw yi pour ñu xeex jëmale ko ci projet c'était pour soppi Sénégal mais c'était pas pour ñëw di gundaandaat nekk dal ci ay mariage yoo xamante ni boobu ba tey moom la ñu gis dafa mel ni daal projet parti Pastef dara lalu ko woon lu dul ay sëy ndaxte depuis que ñuy egsi au pouvoir ñu amoon benn am nañu ñaar ñu amoon ñaar am nañu ñett ñu amoon ñett am nañu ñeent ñoom ñëpp daal concours takk jabar lañ fi nekkee mu doon nag ay révélation choc yoo xamante ni moom Mollah Morgun indi na ko li Wolof Njaay di wax rek ku dee sa ndey juraat comme ñoom nuñ ko waxee woon kon yaakaar naa ni 86 personnes yu jot a dee jëmale ko ci projet bi foogoon ni ko daal dañuy changer Sénégal indi li nga xamante ni mooy justice dellawaat Sénégal ci raay bi def li nga xamante ni daal mooy rupture jëmale ko daal ci li nga xamante ni ñi ngi ko doon wax fekk nañ ko fi daal depuis l'indépendance moom lay ñuy daal di dindi dafa mel ni daal ñooñu dañu xeex daal ci Malick Farato ñàkk nañu seen bakkan tey ñi taxoon ñuy xeex ñi ngi nii di gundaandaat di dund lu leen neex jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey ji mooy takk jabar di noos guddeeg bëccëg mu doon nag ay révélation choc yoo xamante ni moom Mollah Morgun jot nañu ko indil jëmale ko daal ci li nga xamante daal mooy mariage bi nga xamante daal soulevé na daal li nga xamante daal mooy polémique jëmale ko daal ci la presse mauritanienne et sénégalaise. Toujours dans votre acte du jour suñ fa jógee dañuy dem fële ca plateau Sénégal 7 fekk jëfal le journaliste directeur de publication du quotidien Yoor Yoor Serigne Saliou Gueye ginnaaw nag ay révélation yu bees yoo xamante ni jot na ko indi jëmale ko daal ci ki nga xamante ni mooy Tahirou Sarr l'homme d'affaires emprisonné moom ak Farba Ngom ci benn rapport CENTIF boo xam daal dafa concerné woon benn 125 milliards bi ñu dàpp daal dañu nekkoon ci blanchiment de capitaux détournement de deniers publics moom Serigne Saliou Gueye version bu bees bi nga xamante ni indi na ko tey jii ci dossier bi ak version bi nga xamante ni indi woon na ko démb dafa mel ni yàlla ak yàlli est-ce que journaliste war na wax te sukkandikuwul ci benn fait en tout cas doy na waar li ñu commencé gis Sénégal jëmale ko daal ci la presse en tout cas kenn xamul daal fan la dëgg bi féete nañu déglu ji Serigne Saliou bi nga xamante ni tey jii moo wax Serigne Saliou Gueye boobu moo weddi Serigne Saliou Gueye bi waxoon démb ci plateau Sénégal 7 jëmale ko daal ci dossier bi nga xamante ni daf ko maîtriser woon ba mu jël ni ko daal li ñuy toppee Tahirou Sarr tey jii
46 milliards yu Mamour Diallo yu 94 milliards yi nga xamante ni leaderu parti Pastef jiiñoon na ko en 2017 daf ci bokkoon moom Serigne Saliou Gueye moo ci raxasu ba mu set wecc indiwaat beneen version ginnaaw nag bi nga xamante ni audition au fond def nañ ko ki nga xamante ni mooy Tahirou Sarr nañu déglu ji Serigne Saliou Gueye dellu soir Tahirou ba tey moo tax ma ne man waaw man le dossier boobu waaw le dossier de Farba Senghor mais pour Tahirou Sarr moom Tahirou Sarr moom nañ ko bàyyi sëñ Saliou Tahirou Sarr nañ ko oui ok pourquoi mais Tahirou Sarr lan liñ koy tuumaal mën nañ ci dëkkaat allez-y waaw ñoom 125 milliards la Tahirou Sarr génn fi ne l'état du Sénégal me doit 630 milliards 630 milliards exactement waaw ça c'est autre chose parce que loolu information la ba Tahirou Sarr joxe et qui est avéré aussi pour que Tahirou Sarr moom dafa taxaw mu ne leen état Sénégal l'état du Sénégal me doit de l'argent ba pare mu justifier ko waaw pour taxaw wax ne état Sénégal yor na ma xaalis 630 milliards te état bi weddiwu ko te moom ñu ngi koy tuumaal ci 125 milliards te moom nee na temps 125 milliards yooyu ce sont des transactions foncières yoo xamante ne nii transparentes dama ne dañ ko bàyyi on a évoqué l'histoire de 125 milliards ok tudd ci Tahirou Sarr tudd ci Farba Ngom Mouhamadou Ngom di Farba waaw ba Farba ñu lever son immunité parlementaire mu toog di xaar ñu woo ko mais mbir mi dafa concerné wul Farba ak Tahirou Sarr kese waaw parce que xam nga bu ñu waxee 125 milliards ci biir 125 milliards yooyu le dossier des 94 milliards da ciy dugg parce que dossier 94 milliards yi n'oublions pas que dafa am 46 milliards yoo xam ne déjà Tahirou fayeeku na ko mais lettre de confort yooyu ñu ko defal ba mu dem percevoir xaalis bi de façon indue mais il va falloir que ñooñu ñu woo leen te peut-être que boobu mooy feeñ rek mais est-ce que amul yeneen lettre de confort yoo xam ne defal nañ ko Tahirou Sarr ci yeneen aussi yu mel ni l'histoire des 94 milliards parce que les gens pensent que bu ñu tuddee Tahirou rek c'est le TF 1451 déedéet ëpp na foofu Tahirou li mu percevoir en matière de ci suuf si mais quand même du 1451 boobu rek loolu bëri na trop loolu déjà sax am na loo xam ne ni yor je crois jot na ko ci génn il faut que maintenant le pôle financier judiciaire ñoom gëstu ci loolu moo tax ñi nga xam ne dañuy tëb di dal nañu def ndànk affaire bi c'est pas une affaire politique c'est une affaire sérieuse loo xam ne ni la def fi xew donc bu ñuy wax les 125 milliards là ça ne concerne pas simplement Tahirou ça ne concerne pas simplement Farba Ngom mais ña nga xamante ne dafa am loo xam ne dañ ko ci joué ba nga 125 milliards yooyu ñu koy tudd tey ñoom ban rôle lañ ci am donc je crois que ce ne sont pas vraiment du xataraayu yi mooy tax poul bi taxaw ci liggéey bi. kon ñoo ko déggandoo muy ay révélation yu bees tàq yoo xamante ni moom Serigne Saliou Gueye indi na ko nee na kii di Tahirou Sarr nañ ko génnee ci li nga xamante ni mooy kaso bi ndaxte amatul benn yoon place di toog foofu nga xamante ni mooy ca kaso bi ndaxte bañ ko auditionné moom Tahirou Sarr dafa ne état bu Sénégal yoral na ko lu toll ci 600 milliards alors que ñoom ñi ngi koy toppee li nga xamante ni mooy 125 milliards ci benn rapport u CENTIF en tout cas muy 600 milliards yoo xam ne daal daf ko justifié indi lépp loo xamante ni ak transparence la lii ñu koy toppee tey ji jëmale ko daal ci 125 milliards yi moom Tahirou Sarr daal dina firndeel ay marché la yu mu exécuté daal di indi ay preuve yu leer nañ kon benn luubal wala benn lëj-lëj amu ci Serigne Saliou Gueye nag moom moo ko wax ci plateau Sénégal 7 ginnaaw loolu nag nee na Serigne kii di Tahirou Sarr amatul dara lu muy def ci kaso bi may laajte nag Serigne Saliou Gueye bi wax tey ak Serigne Saliou Gueye bi waxoon démb bi nga xamante ni rapport u CENTIF bi génnoon nañu arrêté ki nga xamante ni mooy Tahirou Sarr moom accusation yoo xamante ni moom Serigne Saliou Gueye daf ko génne woon avec affirmation daal di koy accuser kii nga xamante ni Tahirou Sarr est-ce que ba muy wax loolu amoon na ci li ko leer waaye toog ci sa télé di wax li la neex pour neexal benn nguur wala neexal benn doomu adama est-ce que loolu mooy journalisme en tout cas su doon gàcce day rayaate ñoom ñi waratuñu toog ci plateau bay wooyee seen bopp ay journaliste en tout cas mu doon nag ay révélation yoo xamante ni yu doy waar la moom Serigne Saliou Gueye moo ko yëkkati daal di koy indi ginnaaw nag Serigne Saliou Gueye ci boppam di directeur de publication bu quotidien Yoor-Yoor moo weddi waat Serigne Saliou Gueye bu directeur de publication bu quotidien Yoor-Yoor ci ay kaddu yoo xamante ni yëkkati woon na ko daal jëmale ko daal ci affaire Tahirou Sarr ak ki nga xamante ni mooy Farba Ngom toujours dans votre acte du jour suñ fa jógee dañuy dem seeti ji le journaliste politologue Cheikh Yérim Seck ginnaaw nag moom it indi na daal ay révélation yu doy waar jëmale ko daal ci dossier bi nga xamante ni moo soxal kii di Tahirou Sarr Farba Ngom
yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi leen tëj foofa ca kaso ba ñu doon ay homme d'affaires yoo xamante ni tey jii seen njëriñ ci bitti moo ëpp tey lu ñu mën a jëriñ état bu Sénégal moo ëpp fop tey jii kaso bi nga xamante ni moom lañ leen teg ndaxte yeneen réew yoo xamante ni sax du réewu Sénégal saa yu ñu amee ay problème ay difficulté jëmale ko daal ci wàllu koppar kii di Tahirou Sarr dañ ko doon déplacé di ko yóbbu ba foofu ginnaaw Tchad bi ñu amee problème pour fay li nga xamante ni mooy salaire yi Tahirou Sarr mi la ñu woowoon mu ñëw defal leen ay montage financier kon est-ce que tey gouvernement Pastef war nañu nekk ci ay jafe-jafe jël ñi nga xamante ni tey jii ñooy solution bi ñu tëj leen ci kaso bi nañu déglu ji les révélations de Cheikh Yérim Seck dellu soir mais par exemple ñi nekk ci kaso bi ku mel ni Tahirou Sarr nga xam ni un pays comme le Tchad dem na ba am ay problème salaire ñu jël si ko mu def ay montage teg leen ko pourquoi ñu bàyyi ko ci kaso bi alors que fii il est arrivé plusieurs fois le régime de Macky Sall am ay problème de liquidité ñu associé ko moom mu règle problème un gars boo xam ne waxuma la dara projet bi mu am rek lui sur le plan agricole c'est plus de 10 000 emplois ci réew moo xam ne kenn liggéeyul tu comprends waxuma la sax un gars boo xam ne ay orefondé ay village entier la yor moom téye ko ci loxoom. le golfe de Salif. est-ce que tu comprends. 20 000 emplois. mais yow yaa ngi am problème yoo xam ne waa ji mi ngi ci prison bi te mën na la ko régler nga bàyyi ko quand même ci prison quelqu'un comme Khadim Ba il est élevé plusieurs fois sous Macky Sall réew mi am ay problème énergie Macky Sall woo ko mu régler ko mais ku nekk yàlla def ku nekk ak li la yàlla may. mais kooku pourquoi nga koy bàyyi prison rapport bi nga xam ne nii def nañu ko nee na waa ji yoonam nekkul ci problème de change ay banque ak banque centrale ñoo koy régler nga bàyyi ko quand même ci prison man des fois aussi. et malgré qu'il soit malade des fois aussi man je me pose des questions yenn yi pour lan la ak lan lañ ci jublu pour lan quelqu'un comme Farba Ngom lu nit gàtt xel xam ni moom rek facteur déstabilisation la ci Fuuta. parce que amul senn ci Fuuta fu loxo Farba Ngom wala jëfu Farba Ngom duggul amul c'est ça la vérité tu comprends koo xam ne yow bien avant muy arriver au pouvoir de Macky Sall amoon na teraangaam di liggéey ci Fuuta di participer hôpital dispensaire maladie et cetera sur la base de rien nga dugal ko prison sur la base de rien dara yow nga ni détournement dañuy public nga ñëw denc ko fa juróom-ñetti weer. dégluwul bi nga koy interroger tuddoo sax détournement dañuy public parce que xam nga feebaru Farba Ngom bi li muy nekk scandale li gën a grave loolu de le vrai scandale mooy liñ ko fa denc pour une accusation pendant 9 mois yóbbu ko accusation boo tax nga jéemoo ko sax tudd parce que defu ko looloo gën a scandale encore quelqu'un comme Tahirou Sarr nga ni contentieux 126 milliards mu ñëw. justifier le 274 milliards avec des pièces. Moustapha Diop, dont le montant est réduit à 12 millions. Légui, comment tu peux expliquer ça? Maire de Louga. Tu vois, donc, en un mot daal, sincèrement, président dama ko dégg mu ne jubal jubbanti président boo bëggee jubal jubbanti bàyyil Farba Ngom mu ñibbi këram. bàyyil Tahirou Sarr mu ñibbi këram parce que wóor na leen ni defuñu bàyyil Khadim Ba mu ñibbi këram Malick Mbaye par exemple Malick Mbaye kaam xam nga lan la ki ko remplacé moo dem. moo porté plainte. rapport bi ñu ko inculpé c'est rapport d'un organisme privé boo xam ni y avait pas le principe du contradictoire. mais Malick Mbaye kenn déglu ko. dafa ñëw rek ñu jël ko léegi loolu fan la am. léegi fan la am ñuy def ay rapports yoo xam mais puis CENTIF je veux bien mais CENTIF. pourquoi léegi réew mi c'est-à-dire comment dire encore su Macky Sall kan ban organisme moo doon tëj nit ñi sous Macky Sall. CREI maanaam CENTIF mooy CREI wu bu régime bi waaye Macky Sall ku mu bëggoon tëj CREI la lay jaarale régime bi kuñ bëgg a tëj CENTIF la lay jaarale est-ce que da nga wax bi xoolal par exemple aujourd'hui amul kenn ku mën dara ci réew mi kuy liggéey koo xam ni fi mu toll nii CENTIF créé le problème wala la dernière affaire en date mooy affaire Thierno Ndamba bi un Sénégalais buy liggéey war a génn pour dem liggéey ñun la noo am na rapport CENTIF jëlee la ci aéroport ba yàqal sa liggéey mais loolu jusqu'à quand le cas de Mohamed Dieng par exemple comment tu l'expliques? Est-ce que tu vois donc bref daal y a beaucoup de choses yoo xam ni faaw may mun a ñu koy xoolaat man je n'ai rien contre la CENTIF
au contraire jàpp naa ni àdduna warul am blanchiment de capitaux jàpp naa ni alal dafa war a daw mais le minimum mooy boo incriminer nit nga laaj ko sax. nga respecter le principe du contradictoire. voilà par exemple CREI dem nañ ba benn moment xam ni le fait que amul appel baaxul ñu dugal ci appel. c'est une juridiction d'exception. waaw de la même façon CENTIF nañ ci dugal loo xam ne nii buñ la taqalee dara au moins yow ñu interroger la. nga indi des preuves nga expliquer defal nag waaw pour xam ba xam li nga takkal dëgg lu dëgg la preuve xoolal rapport Mohamed Dieng ni ñu ci def lépp par voie d'huissier il a été constaté que li ñu waxoon ci rapport bi lu ci ëpp du dëgg donc vraiment daal man daal je veux bien mais daal ñi nga xam ne ñi ngi ci réew mi te mën nañ dara te ñu ngi ci kaso bi. ñoo ko déggandoo muy les révélations explosives yoo xamante ni moom le journaliste le politologue l'analyste Cheikh Yérim Seck jot na ko def jëmale ko daal ci ki nga xamante ni mooy le cas Tahirou Sarr Farba Ngom Khadim Ba doon am ay homme d'affaires yoo xamante ni musuñu liggéey ci gouvernement musuñu am budget tey ji état jàpp leen dugal leen ci biir kaso bi arbitrairement injustement parce que dañuy jàpp ni que daal ñii ak ancien régime bi dafa am lu ñu lëkkaloo woon alors que tey seen njëriñ mi ngi nekkoon ci loxo ñooñu tey li nga xamante ni ñu ngi koy dund ci jafe-jafe jëmale ko daal ci wàllu koppar yoo xamante ni ñu ngi koy lever ci marché immobilier bi yaakaar naa ni ñii tey ji mënoon nañu décanter situation bi kon ñooñu amuñu yoon benn yoon seen place ci li nga xamante ni daal mooy kaso bi lii di CENTIF nag rapport yi nga xamante ni ñu ngi koy génnee du dara lu dul benn levier boo xamante ni dañ ko utiliser rek uniquement pour teg injustice ci ndoddu yenn doomu aadama yi waaye kii di Tahirou Sarr amul dara lu muy def ci kaso bi ndaxte tey ji jafe-jafe yi nga xamante ni ñi ngi koy am yaakaar naa ni Tahirou Sarr su nekkoon ci biti lijjantal leen ko bu yàgg lii di caat bi ñu amee problème jëmale ko ci seen wàllu payum salaire kii di Tahirou Sarr moo ñëw ci dëkk boobu defal leen lii di montage financier rawat ci dool nag mu doon doomu Sénégal kon ki nga xamante ni tey état bu Sénégal mi ngi ko yoral lu toll ci 600 milliards nga koy toppee 125 milliards di ko tëj ci biir kaso bi je crois que pertement la Farba Ngom tey lu mu mënoon jëriñ état bu Sénégal Khadim Ba li mu leen mënoon jëriñ yaakaar naa ni tey ji tëj leen ci kaso ba ci li nga xamante ni tey ji dara tegu ci yoon en tout cas mu doon les révélations explosives de Cheikh Yérim Seck. toujours dans votre acte du jour suñ fa jógee dañuy dem fële ca Passy ginnaaw nag bi nga xamante ni keroog le 1er janvier moom premier ministre mi ngi foon daal ñuy teg pose u première pierre muy li nga xamante ni mooy lycée bi ñu jagleel li nga xamante daal mooy Passy moom premier ministre de la République du Sénégal dafa yëkkati nag ay kaddu yoo xamante ni ñu bëre dañ ciy am gàcce am ci mbetteel parce que nag yaakaar naa ni buum ca mboy ba la daal di delloo dafa mel ni daal benn opposant boo xamante ni moo demoon daal di tegi li nga xamante ni mooy pose première pierre fi nga xamante ni mooy foofa ca diwaanu Passy ginnaaw nag yëkkati na fa daal ay kaddu daal di accuser toujours li nga xamante daal mooy ancien régime président Macky Sall mel ni moom ba tey ji xamul ni que daal moom moo nekk ci au pouvoir APR nekkatul pouvoir Macky Sall n'est plus le président de la République tey ji lu war a doxal Sénégal ñoom ñoo koy doxal Macky Sall lépp lu mu waroon def ci Sénégal def na ko te nit ñi ñu ngi ci teg seen bët kon donc je crois que mu doon ay révélation yoo xamante ne loolu ñu doy waar la ginnaaw nag discours bi nga xamante ni moom premier ministre def na ko foofu ca diwaanu Passy ñu bare dañ ci am gàcce ñu bare dañ ci am li nga xam daal mooy mbetteel nañ ko déglu ji dellu siwaat wàññi nañu dund bi ci loo xam ne ñoom nekk nañ fi ay at wàññiwuñu fi dara du ceeb du diwlin du courant du essence bi du gasoil bi dara wàññiwuñu ko fi ñu ñëw fekk fi bor bi ñu fi fekk fi déficit budgétaire bi ñu fi fekk. Désormais au Sénégal, le prix du litre d'huile connaît une baisse de 100 francs CFA, passant de 1200 francs à 1100 francs CFA. Le riz brisé de 15 000 francs CFA passe à 13 750 francs CFA. Le sac de 50 kg et le kilogramme du sucre de 625 à 600 francs CFA. Aujourd'hui, nous avons encore des marges budgétaires, en tout cas, qui nous autorisent à fixer les prix à ce niveau-là. Naturellement, si, disons quand même, le bouchon arrivait à sauter, bien sûr, donc on en tirerait les conséquences. Mais ce qui est important, c'est que nous avons cette volonté donc de soulager les ménages. Carburant bi jamono Ablaye Wade mi ngi nekkoon ci 800 francs essence bi mi ngi nekk ci 675 bon 695 mi ngi nekk moom la jamono ci Macky Sall gasoil bi mi ngi nekkoon 700 léegi wàcc na ba 595 kon ça veut dire que ñun grâce à Macky Sall ñu ngi ci gis suñu bopp bu baax a baax ñu ngi sant Macky di ko gërëm bu baax. Plus de 350 milliards de francs CFA sont mobilisés au titre de subvention de l'énergie. Seulement l'énergie. Nous avons bloqué les prix qui auraient dû augmenter de façon exponentielle. Et 157 milliards de subventions aux ménages face à la flambée mondiale des prix.
globalement, avec la revalorisation salariale et les subventions, l'État va consacrer en première estimation 627 milliards pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Je crois que c'est historique. Et ça doit être souligné. Sall a annoncé une baisse de 10% du prix de l'électricité dès le premier semestre 2017, après que le pays a connu une nette amélioration de l'offre d'électricité, grâce notamment à la mise en service de centrales solaires. Le président Macky Sall a indiqué que l'approvisionnement en électricité avait considérablement augmenté. Les coupures sont passées d'une moyenne de 912 heures en 2011 à 73 heures en 2016. L'année dernière, Sénélec, le fournisseur national d'électricité du Sénégal, a mis en service 270 MW supplémentaires, soit plus de la moitié de sa capacité cumulée. Malgré cette situation difficile, où nombre de pays sont en stagnation ou récession, notre économie reste résiliente. Le classement de World Economics, qui fait autorité en matière de données statistiques, reconnaît en effet le Sénégal comme pays à la croissance la plus régulière sur la décennie 2011-2021. Cette année, notre déficit budgétaire s'est rétréci. Notre taux de croissance, établi à 4,8%, devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023, avec le début d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Nos recettes intérieures ont augmenté de 23% au cours de l'année 2022, grâce à la bonne performance de nos régies financières, qui ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant de 90% par rapport à l'objectif fixé. Ces efforts nous ont donné plus d'autonomie budgétaire en permettant de couvrir 85% des dépenses publiques internes de l'État. À côté de ces mesures structurelles, le président de la République a pris aussi d'autres pour soutenir les ménages. Elles concernent les denrées de première nécessité, entre autres. C'est le sens des mesures portant sur l'augmentation substantielle des salaires pour un montant cumulé de 236 milliards de francs CFA. La subvention des prix du carburant, du gaz et des denrées de première nécessité pour plus de 750 milliards. La renonciation. kon ñoo ko déggandoo muy kàddu yoo xamante ni moom premier ministre yëkkati na ko fële ca diwaanu Passy un opposant au pouvoir loolu ñu ngi koy soog a gis nga doon premier ministre ba pare tey jii nga am ay jéego yoo xamante ni war nga ko def ndaxte bi nga nekkee opposition da nga ne jox leen ma réew mi su ngeen ma joxee ma changé defar tey jii nga war a teg pose première pierre tabaxoo tefagoo benn classe tey nga taxaw di xas ki nga xamante ni tey mooy président Macky Sall nee naa leen université yi tey jii boo dem ci Sénégal am na université Macky Sall lu mu tabax tey jii ci ay école yéen tabaxagu leen sax benn brique daal di koy teg Macky Sall lu mu def ci ay hôpital defagu leen ci dara Macky Sall lu mu def ci ay réalisation amul dara lu ngeen ci defagum muy seen pose première pierre après presque 2 ans bi nga xamante ni tey jii moom ngeen ko fay teg gis ngeen discours populiste boo xamante ni moom la fa yóbbu nee na tey jii dëkk bu mel ni Passy warul woon toog te amul lycée en tout cas li ñuy wax état continuité la Macky Sall am na ay diwaan yu bëri yoo xamante ni def na fa université def na fa ay lycée def na fa ay école kon yéen su ngeen ñëwee yéen a war a mottali ñeneen ñu leen di wuti daal di mottali donc tey soo taxawee nga ne lycée bi ñu waroon tabaxal foofu Passy ñoom dañoo jël xaalis bi daal di koy lekk je crois que wax yooyu waxu ku daanu ci saret la amul dara loo xamante ni dëgg la ci da nga nekk rek ci discours populisme mu doon discours boo xamante ni ñu bare jàppee nañ ko daal discours ñàkk jom ndaxte nit ku am jom am fulla am na ay kaddu yoo xamante ni waroo ko yëkkati ak li nga digle woon sénégalais yi ci juróom benn weer ngeen soppi réew mi ci ñaari at ngay soog a def li nga xamante ni mooy pose première pierre amagul benn brique boo xamante ni tabax nga fa donc amul classe bu fa taxawgum alors que ki ngay waxal tey jii tabax na ay université tabax ay école tabax ay lycée tabax ay hôpitaux tabax ay pont tabax ay stade tabax tey jii ay sphère fële ca Diamniadio ba chaque jour soo amee conférence fa nga koy defee kon tey soo yëkkatee kaddu yi di ko wax je crois que da nga xamul li ngay wax wala da nga nekk ci discours populiste ndaxte ñi lay déglu sax ñoom ñoo ko def xam nañu li ngay wax sax gëmoo ko kon donc mu doon discours bi nga xamante ni jëlee nañ ko ginnaaw leaderu parti Pastef yi mu yëkkati fële nga xamante ni mooy ca diwaanu Passy
toujours dans votre acte du jour suñ fa jógee dañuy desandi toujours ci li nga xamante ni mooy pose première pierre ci lycée bi nga xamante ni ñu ngi ko doon def fële ca Passy ci kaddu yi nga xamante ni moom leaderu parti Pastef di premier ministre jot na ko yëkkati ci biir loolu nag moom Ndiak Ba ancien animateur de la RTS télé ci poste def na ci daal jàngat bu am solo jëmale ko daal ci kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko mu daal di koy weddi ba mu set wecc xamal ni que lépp loo xamante ni wax na ko foofa ca diwaanu Passy amul dara du ci dëgg léegi kii di kilifa nag su taxawee di wax yaakaar naa ni lépp lu mu war a wax dafa war a doon dëgg ndaxte li muy wax tey ji ay vidéo ñoo ko daal di firndeel jëmale ko ci régime bu président Macky Sall nañu déglu ji la réaction de Ndiak Ba télé ci poste. wàññi nañu dund bi ci loo xam ne ñoom nekk nañ fi ay at wàññiwuñu fi dara du ceeb du diwlin du courant du essence bi du gasoil bi dara wàññiwuñu ko fi ñu ñëw fekk fi bor bi ñu fi fekk. man vraiment dama am gàcce su ma dëggee en tant que suñu premier ministre un premier ministre du Sénégal di wax loo xamante ne du dëgg en tant que suñu premier ministre koo xamante ne dafay représenter lu bari Sénégal taxaw di fenn vraiment damay am gàcce yow koy wàññi nga te loo wàññi ay 15 francs ay 10 francs ay 20 francs waxal rek wàññi nañu mburu bu doon jaar 150 tegg nañ ci ñetti dërëm maanaam 15 francs essence bi doon jar par exemple 750 wàññi nañ ci benn juróom-ñaar wala fukk ak juróom nga def say bilan def say chiffre nga génn ci ñi fi nekkoon mais pourquoi saa yu ngeen waxee ñi fi nekkoon mosuñu ko def te alors que ñi fi nekkoon nu ñuy def defu leen sa xaaj bi mais Ousmane Sonko pour ma dëggal ne waxoo dëgg da ngay fen fii nag koo fi wax da ngay fen mu ne non yarawul war a wax Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko ñaata yoon dafay taxaw di traité Macky Sall de fenkat en tant que président de la République Ousmane Sonko ñaata yoon la fi taxaw di traité ay kilifa ay baayu jàmbur ay sàcc ay fenkat kon bu fenee duñ ko naan da ngay fen su ma ko waxoon ci français dafay rafet yaa manti mais ci olof laa koy wax parce que nag olof la ñu dëgg dafay fen te lii may wane ne dafay fen reportage bii du RTS de Africa News la bu président Macky Sall wàññee dund bi ci jafe-jafe yu métti amoon fi Covid am dëkk bi métti baril pétrole bi yokk ci la Macky Sall wàññee dund bi ñëpp a gis seen bopp. Reportage. Désormais au Sénégal, le prix du litre d'huile connaît une baisse de 100 francs CFA, passant de 1200 francs à 1100 francs CFA. Le riz brisé de 15 000 francs CFA passe à 13 750 francs CFA. Le sac de 50 kg et le kilogramme du sucre de 625 à 600 francs CFA. Aujourd'hui, nous avons encore des marges budgétaires, en tout cas, qui nous autorisent à donc fixer les prix à ce niveau-là. Naturellement, si disons quand même le bouchon arrivait à sauter, bien sûr, donc on en tirerait les conséquences. Mais ce qui est important, c'est que nous avons cette volonté donc de soulager les ménages. bu baax baax ndax lim nu gën a jàppale mooy si carburant bi jamono Ablaye Wade mi ngi nekkoon ci 800 francs essence bi mi ngi nekk si 675 bon 695 mi ngi nekk moom la jamono si Macky Sall gasoil bi mi ngi nekkoon 700 léegi wàcc na ba 595 kon ça veut dire que ñun grâce à Macky Sall ñu ngi si gis suñu bopp bu baax a baax ñu ngi sant Macky di ko gërëm bu baax. boo paree tamit ni ngeen wàññee prix carburant bi maanaam essence ak gasoil bi non seulement dafa tuuti mais amul sens parce que boo demee ba wàññi gasoil wàññi essence mais population bi da ci war a gis boppam mais du question ko yor oto bi rek. c'est pas forcé que am naa oto ñëpp am oto ku ne xam ne lu ñu am oto Sénégal bariwul da nga gis quartier lëmb 10 personnes ñoo fay am oto quartier boo demee ci banlieue bi da nga gis quartier lëmb 10 personnes ñoo fay am oto wala 5 personnes bu ñu waxante dëgg xëy na ñooñu dinañ gis seen bopp as tuuti li ngeen jot a wàññi mais ki nga xamante ne dafay paas di dugg car rapide mais bu ngeen wàññee carburant bu dee li ngeen wàññi jaar na yoon mais paas dafay wàññeeku da ngeen di créer tarif yu bees ki doon fay 300 francs di jël Ndiaga Ndiaye di dem Dakar léegi 250 francs lay fay mais loolu mooy njëriñu population bi gis boppam ci wàññite ah ki doon dem Thiès wala Touba di dugg car di fay 1500 léegi 1200 lay fay population bi loolu lay sentir ni carrément wàññi yéen gasoil wàññi essence
mais doo ko defal borom particulier kese ñi nga xamante ne oto la ñu yor non 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 seen wàññi bi amul sens waaw parce que population bi gisu ci boppam lii mooy dëgg. bu baax. Plus de 350 milliards de francs CFA sont mobilisés au titre de subvention de l'énergie. Seulement l'énergie. Nous avons bloqué les prix qui auraient dû augmenter de façon exponentielle. Et 157 milliards de subventions aux ménages face à la flambée mondiale des prix. Donc, globalement, avec la revalorisation salariale et les subventions, l'État va consacrer en première estimation 627 milliards pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Je crois que c'est historique. Et ça doit être souligné. Sall a annoncé une baisse de 10% du prix de l'électricité dès le premier semestre 2017, après que le pays a connu une nette amélioration de l'offre d'électricité grâce notamment à la mise en service de centrales solaires. Le président Macky Sall a indiqué que l'approvisionnement en électricité avait considérablement augmenté. Les coupures sont passées d'une moyenne de 912 heures en 2011 à 73 heures en 2016. L'année dernière, Sénélec, le fournisseur national d'électricité du Sénégal, a mis en service 270 mégawatts supplémentaires, soit plus de la moitié de sa capacité cumulée. Malgré cette situation difficile, où nombre de pays sont en stagnation ou récession, notre économie reste résiliente. Le classement de World Economics, qui fait autorité en matière de données statistiques, reconnaît en effet le Sénégal comme pays à la croissance la plus régulière sur la décennie 2011-2021. Cette année, notre déficit budgétaire s'est rétréci. Notre taux de croissance, établi à 4,8%, devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023, avec le début d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. léegi bu ñu ñëwee ci li ngeen wax wàññi ngeen prix électricité bi maanaam courant bi da ngeen ko wàññi mais ça c'est pas vrai ku ne xam na ne mois de janvier mois hiver la ku ne hiver ne seddaay bi dafay dugg si ku doon consommer climatisation maanaam ngay taal sa clim da nga koy wàññi li nga doon taale sa ventilateur da nga koy wàññi li nga doon taale sa frigo da nga koy wàññi parce que ku ne xam na ne seddaay doo soxla loolu yépp waaw boo ci doon consommer 100 di nga ko wàññi ba 30 loolu mooy dëgg kon par la force sa consommation courant dafay wàññeeku mais je vous prends en témoin bu ñu demee de mois de mai ak juin ba tàngaay ba dugg dëggantaan été ba dugg tàngaay ba dugg da ngeen xam ne courant mosul wàññeeku sama vidéo bi téye leen ko incha allah rabbi yal nañu yàlla may fekkee ak tal ba mois de mai juin juillet ba tàngaay bi takkarnaase ngeen xool ndax seen courant wàññeekuwul wala wàññeeku na man góoma loolu. la ñuy xaar ci homme politique mooy nañu njëkk a xool ndax ku jub la fi mu jaar yëpp ndax Moustapha jël dërëm bu moomut est-ce que ku ragal boromam la ci alalu réew mi ñu xool est-ce que ku bëgg réew mi la patriote la est-ce que ku am xam-xam la est-ce que am na gis-gis ci réew mi kooku bu ñëwee laaj leen même bu bokkul ak Ousmane Sonko parti jox leen ko ndax su ngeen ko joxee mu defar waaye kenn du tànn nit parce que ñoo bokk waaso wala moom moo fay sama facture naam ñun ñëpp ay jullit lañu ay sénégalais lañu te nit ñu yoree mooy solidarité waaye solidarité ci la nga moom solidarité ci la nga liggéey ñàkk ko waaye solidarité ci alalu réew mi musul jëmale réew kanam. Ousmane Sonko nga ne ñi fi nekkoon dañ doon salfaañe alalu réew mi di ko sàcc ba tey yaa ngi traité nit ñi de sàcc normalement ci fin wu année 2025 nga war a wax jàmm boole xol yi jéem a rëccu li nga fi jot a def yépp ci tuuxi duunu ak tuumalaate yaa ngi continuer di tuumalaate rek pour yootu 2029 di yàq ay gor ba tey yéen daal tant que tudd leen rek ñi nga xamante ne ñoo leen wutu rek pour yéen waxu leen fi dara quoi et ça c'est grave. mais bu ñu waxantee dëgg sàcc alalu réew mi di ko salfaañe
ci yéen la fekk baax Ousmane Sonko taxaw nga fi ak sa ministre de la solidarité Maïmouna Dièye ngeen di taxaw di récompenser ay tojkat ay bandi yu Pastef ñoo xamante ñoo doon toj dëkk bi di ko taal ngeen jël sunu 5 milliards déjà joxe gum ngeen 1 milliard 800 millions mais du samay kàddu devant toi ce ministre moo ko wax mu ni xaalis bi nga xamante ne solidarité moo ko moom xaalis bi nga xamante ne askanu Sénégal ñoo ko moom budget bi nga xamante ne dañ ko voté moom fu mu war a dem ci hôpitaux yeeg feneen mais moom la ñuy dàmp ñi nga xamante ne ñoo doon taal Auchan yi di toj ay magasin jàmbur ah di bëgg kuule dëkk bi mais kan moo leen gën a dëng du samay kàddu Ousmane Sonko lii sa ministre la et c'était devant toi. ba léegi nii suñ ko mënee wax xaalisu ministère de la famille de l'action sociale et des solidarités la maanaam xaalis bi nga xamante ne moom la ñu waroon a jox ñi feebar te yenn saa yi nekk ci yenn situation ci hôpitaux yi ñu ñuy woo ak ñi nekk ci jafe-jafe ak ñi bëgg a jàngi yenn saa yi seeni parents amuñu lu ñu leen fayale ak coono yi ngeen di gis yenn saa yi ñu koy daj ci àll bi di dem di fekk ji néew ji doole yi mais xaalis boobu dañoo mujj sàkk ci tàmbali liggéey bi pour que ndax boobu yàlla xam na li ñu doon daj di gis kaa yenn yi te yàlla mooy sama seede. réew mi ñàkkul alal réew mi ñàkkul alal waaye dañoo sàgganee suñu alal dafa am combat boo xam ne ñoo ngi ciy liggéey lu bëree bëri mën naa leen wax ni lépp loo xam ne alalu réew mi la woon ci wàllu phosphate ci wàllu zircon ci wàllu or ba ci nag li monsieur le maire tudd léegi muy wàllu pétrole ak gaz bu soobee yàlla ci li ñuy liggéey fi mu toll nii dana dellu si ci loxo réew mi dinañ ko téye moomal ko suñu bopp te loolu rek développé na réew. déjà ci mbiru pétrole ak gaz da ngeen ne woon avant ngeen di ñëw ñi fi nekkoon jaay nañ pétrole bi yépp da ngeen ne woon ñi fi nekkoon muy président Macky Sall ak ñu ànd ak moom ba ci rakkam Aliou Sall naan nañ pétrole bi won nañ ko jaay nañ ko maanaam Sénégal amatu ci dara loolu ngeen njëkkoon wax pourtant premier baril de pétrole bi ci seen gouvernement la génne yéen ko njëkkatee premier baril de pétrole bu ñu exploité mais ci loxo Diomaye lañ ko teg devant toi Ousmane Sonko devant ce ministre Birame Souleye Diop ban pétrole lañu jaay. Le quota des pays producteurs de pétrole désormais sous votre magistère. J'en profite pour vous féliciter l'ensemble du gouvernement, féliciter l'opérateur Woodside et féliciter aussi le peuple sénégalais et leur dire notre engagement à faire bon usage de ces ressources pour les générations actuelles et les générations futures. bu dee wàllu contrat mais bu la neexee nga renégocier say contrat ku ne xam na ne pétrole Sénégal amul makkaama exploiter pétrole li nga mën rek mooy ñu saytu ñu xam ne kat fii am na pétrole te loolu c'est pas sûr da ngay saytu rek ay machines ñoo koy def mais capacité biy génnee pétrole bi exploiter ko vérifier ndax am na fii pétrole brut bu jaar yoon mais loolu c'est des sociétés qui le font sociétés étrangères la ñoom ñoo koy def et ça c'est un coût loolu Sénégal amul njëgam ëpp na sa budget Sénégal li nga mën rek mooy négocier ak ñoom ñu génnee pétrole bi nga ci am benn pourcentage te loolu benn àpp la bu jeexee Sénégal mooy moom pétrole am mais nii lay demee exploitation pétrole nii lay demee te yéen pétrole bi bu ñu commencé exploiter ba tey mais ñu ngi reverser état bu Sénégal xaalis te boobu ba tey les sociétés pétrolières yi nekk Sénégal mais lu ñu reverser état bu Sénégal ci xaalis kenn xamul lu mu toll mais ba tey mosu leen ci publier benn rapport ngeen ne bu ñu commencé exploitation pétrole bu Sénégal ba tey état bu Sénégal jot na nangam amul daray transparence kan moo leen gën a lëndëm. Ousmane Sonko ci wàllu leb bi ngay wax état bu fi nekkoon da doon jéggaane di leb Ousmane Sonko bu ngeen sañoon kat FMI teg leen ci code ngeen am xaalis bu ngeen sañoon kat banque mondiale financé leen ngeen mën a am kat départ ngeen gouverner mais pexe ngeen amul. ñaata yoon la sa ministre de l'économie et du budget dem fi New York ak sa délégation
pour négocier ak waa FMI pour Sénégal en financement bu Banque mondiale mais boobu tey naada parce que rapport caché dette cachée bi ngeen wax tey mais rapport lañ leen laaj bu transparent boo xamante ne Cour des comptes moo koy saytu mais amul au contraire rapport caché moo am parce que rapport bi génneewu leen ko ay tuumalaate la mais tubaab bi doful tubaab bi xam ne luy dëgg bu ngeen waxoon dëgg ngeen génnee lu leer nañ mais tubaab bi financé leen danaa ñii dañoo jóg mais wax bu dugal Sénégal wëlbati ko di leb ay Côte d'Ivoire di leb ay Mali loolu mooy gàcceel Sénégal dem eurobond leb fa ay milliards yéen bi ngeen ñëwee ba tey ci 2 ans leb ngeen lu ëpp 10 000 milliards zéro réalisation leb fayaat bor leb fay salaire fay bor ngeen fi nekkee recouvrement yi ngeen di def yépp ci wàllu taxe impôt mais ay salaire ngeen koy fay ak ay bor la ngeen fi réaliser mais président Macky Sall ci 12 ans lu mu fi leb bu motee 17 milliards ci la yem 17 000 milliards ci la yem bu motee 17 000 milliards ci la yem ci 12 ans laa wax de yéen ci 2 ans même pas 2 ans 10 000 milliards et quelques leb ngeen ko fi ban njëriñ la amal Sénégal mais président Macky Sall lu mu fi leb ci 12 ans mais ñëpp ñu ngi ci teg seen bët réalisation yaa ngi fi ne fang lépp lu fi baax c'est président Macky Sall actuellement ah muy ci wàllu hôpitaux infrastructure ah muy ci wàllu transport BRT TER su ma doon lim dama fa jógee la nouvelle ville de Diamniadio ak yeneen stade Maître Abdoulaye Wade Dakar Arena arène nationale bari na bourse familiale keroog tamit discours du président Diomaye bi mais programme Macky Sall la fi tudd PUDC Puma Promoville mais yooyu la fi tudd mais loolu plan Sénégal émergent la loolu moo sauvé discours am tey mais discours am amul dara loo xamante ne war na ko mën a joxe fi comme bilan wala réalisation mais programme PUDC la fi tudd Puma Promoville te loolu yëpp ay programme Macky Sall la bëggoon naa décortiquer message bi sax mais bon des fois da nga naan bon perte temps la quoi jaru ko parce que moi je m'attendais à rien du tout xamoon naa discours bi du dara donc liggéey leen réew mi te ngeen bàyyi wax te ngeen bàyyi ñi fi nekkoon dañoo liggéey mu leer nañ même ñu ànd ak yéen sax xam nañu président Macky Sall dafa am bilan il a travaillé ce pays il a transformé ce pays waaw ku yàlla defar nag saay-saay mënu kaa yàq liggéey leen wax taxul biir fees sénégalais yi sonn nañu bi nga ñëwee ba tey wax rek seen discours mosul changé li ngeen digoon askan wi boobu ba tey defu leen ci dara ku nekk yaa ngi sóoraale 2029 sénégalais yi nag defuñu nag ba leen di joxaat réew mi nag yéen même pas 2 ans ngeen mel ne ku nekk fay rañ mais ni ngeen nekkee ni sénégalais yi découragé loolu président boo doon am 2 mandats la booy di waaj a dem sax la doon dal gars yi commencé découragé nam ma changement day fekk nga def 2 mandats sax mais même pas benn mandat sax amagu leen ko seen premier mandat jeexagul sénégalais yi découragé ngeen mel ne ku nekk fay rañ ba pare tiitu leen ci ngeen di fëgg seen dënd naan def nañu lii mel na di ngeen di liggéey réew mi alors que non mais quand même ndax ren ñi ngi ci plus de 900 000 tonnes d'arachide loo xam ne daaw egguñu woon 600 000 tonnes yu mat kon loolu njaay mi mënul sotti ci benn fan. ci wàllu gerte googu ngay wax ñi fi nekkoon de gàcci ngaalaama même bu dee sax béykat yi fa nekkoon bu njëkk 10 tonnes kese lañu doon def yéen ngeen ñëw ngeen def 100 000 tonnes wala 1 million de tonnes ñi fi nekkoon daanañu fexe ba béykat bi ba béyee gertam ba noppi gis boppam daal di jaay gertam ci prix bu baax état bi jënd lépp lu ñu am benn jafe-jafe ndax nag mbéy dundee la ñu wax waaw li ngay béy au moins nga ci gis sa bopp au retour nga mën ko jaay am loo dundalee sa njaboot balaa nawet déwén mais béykat yi ñu ngi dee ñu ngi béy seen gerte ba pare amuñu kuñ ko jaay ba pare ngeen tëjee leen frontières yi jëndu leen tëj frontières yi mënuñu jaay seen gerte mënul génn ñu koy wanteer am na ñuy làqatu sax di wanteer gerte gi am na ñu koy jëm wanteer sax gisuñu client mais ci lii nga war a wax mais bu njëkk ay nangam tonne la ñun nag on a doublé ça wala nangam sangam non mais c'est du n'importe quoi ce pays c'est quoi ces autorités là li mooy sunu kilifa yi ñii ñooy sunuy kilifa ñi ñoo war a développer Sénégal ci wax ba falu continuer di wax taxul biir fees
wax taxul biir fees Ousmane Sonko. kon ñoo ko déggandoo moom leaderu parti Pastef bi mu ne wàññi na dund bi daal ci diir bu gàtt bi nga xamante ni egsi na au pouvoir alors que régime yi fi nekkoon muy régime mu président Macky Sall nekk nañ fi at mosuñu ko wàññi mu doon nag ay wax yoo xamante ni dara du ci dëgg wax yu daanu ci saret la amul dara loo xamante ni bi ngeen ñëwee wàññi ngeen ko du ceeb du diwlin du essence du dara essence bi wàññi nañ ko ñaari at ci ginnaaw te teewul tey ji yéen a ngi soog a wàññi li nga xamante ni mooy 10% jëmale ko daal ci wàllu électricité bi alors que yeneen dëkk yi nga xamante ni mooy Côte d'Ivoire di Mali ñoom ci seen bopp ñoo ñu gën a yombale essence kon donc li muy wax dara du ci dëgg kon nag gàcce la tey ji ñu gis un premier ministre jàkkaarloog askanam en tout cas mu war a wax leen dëgg mais mu leen di wax ay wax yoo xamante ni yu safaanoog dëgg la ginnaaw loolu nag vidéo président Macky Sall bi nga xamante ni dafa toog ci bopp pouvoir bi à partir de 18 mois lépp mu daal di koy wàññi kon yaakaar naa ni mu doon des révélations yoo xamante ni moom Ndiak Ba télé ci poste indi na ko daal di démonter pièce par pièce bépp fen boo xamante ni kii di leaderu parti Pastef yëkkati na ko foofa ca diwaanu passé doon na nag gàcce en tant que un premier ministre du chef du gouvernement tey ji moom mu waroon teg ay jéego wane ay preuve mais toujours mi ngi nekk ci tànku Macky Sall di ko critiquer suba ngoon guddeeg bëccëg en tout cas mu doon daal ay révélation de Ndiak Ba télé ci poche. toujours dans votre acte du jour ba tey dañuy desandi ci discours bi nga xamante ni moom leaderu parti Pastef di le premier ministre yëkkati na ko fële ca diwaanu Passy ginnaaw nag bi mu ko yëkkatee kii di Ndiak Ba télé ci poste daal di koy weddi ba mu set wecc ginnaaw loolu nag dañuy dem déglu ji kii di Boubacar Diallo ak ki nga xamante ni mooy Ibou Fall fële ca i rajo ginnaaw ci seen chronique ndax dëggal nañu li nga xamante ni moom le premier ministre wax wala dañ ko daal di weddi ba mu set wecc nañu déglu ji chronique gu DJ Boubs ak Ibou Fall fële ca i rajo dellu soir tey la waalo gën a aay di dëkk baa ngi nii ba léegi yëf yi sottiwul di Ibu dëkk bi tey la waalo gën a ay problème yi tey la gën a bari dara rek la wul fii ba 2 ans yëpp dara rek la wul mais Ibu à la fin bu ñu demee jusqu'à la fin du mandat dëkk bi continuer mel ni dara sottiwul xam nga dara changé wul dara sottiwul dara changé wul léegi Bassirou Diomaye la ñuy wax wala Pastef la ñuy wax Bassirou Diomaye c'est lui qui a un mandat. C'est lui seul qui a le mandat. Il a un mandat. Les 130 députés de Pastef, ils ont un mandat aussi de surveiller la gouvernance. S'ils ne font pas leur travail, ils vont payer cash. Ils peuvent même payer avant ça parce qu'il y a une possibilité de dissoudre l'Assemblée. S'ils n'aident pas au fonctionnement de la République, de nuit à l'Assemblée? Non, Ibou. Non. Ibu xam nga ñun mënuñoo wër suñu àdduna yëpp ñu koy élection te war a liggéey dëkk bi. gis nga dëkk bi nu mu mel. moo ñu dal depuis 2016. suñu àdduna yëpp dañu koy élection di 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 élection. ba kañ moo ñu dal depuis 2016. kañ nga ñuy liggéey ñun. ah laaj nañ ko. moo ñu dal depuis 2016 on travaille pas. kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy révélation DJ Boubs ak Ibou Fall ginnaaw nag moom premier ministre ba mu taxawee fële ca Passy yëkkati ay kàddoom daal mel ni dafa am dara lu mu def fii ci Sénégal yaakaar naa ni dafay jaawle dëkk bi mu nekk xëy na waa Chine la ko defal wala waa Japon waaye Sénégal tey la waa la gën a ay foo laal day métti amul dara loo xamante ni dox na ci réew mi depuis l'avènement de Pastef kon yaakaar naa ni Macky Sall moo gën junni yoon li ñu doon def tey ji maanaam nag magum jëmm su jaaxaanee di tuur ndox boppam lay daal di tooyal su taxawee ci kanamu askanu Passy di yëkkati ay kàddu moom ci boppam xam na li muy wax dara lu ci dëgg xam na ni ko amul dara loo xamante ni soppi nañ ko ci Sénégal amul dara luñ fi def lépp luñ fi ñëwee ay jafe-jafe rek la ñu bàyyil askan bi te askan bi ñu ngi koy dund rawatina ñi nga xamante ni ñoo leen gëmoon ànd ak ñoom ci seen bopp ñoo leen njëkk a weddi en tout cas mu doon les révélations choc de DJ Boubs ak ki nga xamante ni mooy Ibou Fall fële ca i rajo daal di weddi ki nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef ba mu set wecc jëmale ko daal ci li nga xamante ni wax na ko fële ca Passy waaye nag moom di ko weddi moom yaakaar naa ni jamono ji mooy géej gi am na ndox parce que lu mu mës a wax rek moom suba ba ngoon soo xoolaatee ci ginnaaw xam nga ni dara du ci dëgg ndaxte ay vidéo ñooy ñëw daal di koy firndeel en tout cas mu doon daal li nga xamante ni jëlee nañ ko fële ca i rajo ginnaaw nag Boubacar Diallo ak kii di Ibou Fall bi ñu daal di defee seen chronique jëmale ko daal ci kàddu yi nga xamante ni méngale nañ ko premier ministre bi ko wax fële ca Passy amul dara loo xamante ni taxaw na ci lu dul discours populiste boo xamante ni moom la continué parce que xelam mi ngi ci def 2029 pour moom daal tant que continué wul di yàq ki nga xamante ni mooy président Macky Sall jàpp ni daal du nekk président de la République en tout cas mu doon li nga xamante ni tey jii jëlee nañ ko fële ca i rajo toujours dans votre acte du jour ba tey suñ fa jógee dañuy dem fële ca Thiénaba fekk ji fa la xalifa général am na ay kaddu yoo xamante ni yëkkati woon na ko démb balaa tey ji soog a ñëw comme nuñ koy waxee mag mat naa bàyyam ci réew ndaxte mag dina sore lool gis li nga xamante ni xale jóge na lool te du ko gis ginnaaw nag keroog bi nga xamante ni Macky Sall mi ngi doon woon ginnaaw li nga xamante ni mooy réewu Sénégal war a jël lengey jox ko keneen moom mii di xalif général bu Thiénaba am na ay kaddu yoo xamante ni jotoon na ko yëkkati yaakaar naa ni démb moo tax ñu naan tey
tey jii dama bëgg ñu déglu ji kàddu yi xool ndax est-ce que réalité bi dabuñu ba ñu daal di fekk si li nga xamante ni moom Khalifa Thiénaba waxoon na ko président Macky Sall ñu dellu si waat. bul delloo réew mi dugg roppalaan di wan ginnaaw réew mi billaahi kon gaaf dana am nee na bul delloo pouvoir bi dugg roppalaan dem nee loolu baaxul man daal su ma sañoon nee kooku mën a joxit da ngay toog ci ndakaaru gii ku yor pouvoir bi nga ànd ak moom seen yaari xel di dox kon daañu attan réew mi ne équipe bi tasaaroo jigu leen du jur dara waaye ànd mën na leen a may lépp takk leen samay wax waaye président Macky Sall yàlla noppeegul ci yow déedéet yàlla mii noppeegul ci yow bu leen gaawtu teey leen te mbir mii ngeen xool ko settantal ko loolu laa xam de kontaan naa lool maa ngi lay wax ni la kontaan naa lool kon ñoo ko déggandoo mu doon ay kaddu yu am solo ay kaddu yu exclusif yoo xamante ni xalif général bu Thiénaba yëkkati woon na ko teg ci noppu président Macky Sall nekk bés boo jëlee réew mi jox ko keneen ba noppi nga woon ginnaaw jàppal ni que musiba dina am ci réew mi ndaxte jàmm du fi am ñooñu du ñu doxal dara lenn rek mooy mën a tax jàmm am nga jox réew mi ba pare nga toog ci wetam di ko gunge di ko woon yoon waaye malheureusement Macky Sall dafa joxe réew mi ba pare jël avion dem wuti ji fële nga xamante ni mooy Marrakech bàyyee ko ñi nga xamante ni mooy waa Pastef di le président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre boobu ba tey nag gis nañu loraange ak musiba yi nga xamante ni Sénégal mi ngi koy dund muy waxu mag nee naa leen waxu mag day guddee waaye du fanaan àll li Khalifa Thiénaba bi waxoon démb tey ji moom la Sénégal di dund rëccu nag dina fekk jëf wees ndaxte sénégalais yi dañuy yàkkamti woon Macky Sall jógee ci bopp nguur gi ba ñu def changement waaye changement boobu yaakaar naa ni tey ji mooy loraange boo xamante ni ñoom ñu ngi koy dund askanu Sénégal du matin au soir en tout cas mu doon les révélations choc du khalife général de Thiénaba yi mu dénkoon président Macky Sall comme ni mu koy waxee mag dina toog di gis loo xamante ni gone du ko gis ndaxte démb 54,28% suñu dégloon kii nga xamante ni mooy Khalifa Thiénaba du ñu jël benn risque di jël seen réew di ko jox ñi nga xamante ni mooy waa Pastef. toujours dans votre acte du jour suñ fa jógee dañuy dem fële ci polémique bi nga xamante daal jot na juddu ci ki nga xamante ni mooy président assemblée nationale di El Malick Ndiaye jëmale ko daal ci ki nga xamante ni mooy chefu cuisine am ki nga xamante daal moo koy toggal ginnaaw nag bi ñu ne daal salaire bi mu am toll na daal ci 1 million boobu ba tey nag jur na coow daal ci li nga xamante ni tey ji mooy réewum Sénégal ginnaaw loolu nag kii di Ndeye Sow Leila di la républicaine jiite parti bi du UPR yéey na ci yàbbi dama bëgg ñu déglu ji Ndeye Sow Leila dellu si waat. beneen bi mooy bon peut-être ils sont pas satisfaits de El Malick. mën nañ ko gisee noonu li Ousmane Sonko bëgg xëy na El Malick doxu ci. automatiquement day daal di nekk seen noonu. parce que ku doxu ci lu Ousmane Sonko bëgg rek da ngay daal di nekk sa noonu ba ñu mën a yàq sa def. c'est un député li mu wax nag je pense El Malick bërki démb yóbbu na Soya Diagne. Soya Diagne a ngi ci kaso bi ci lu ñàkk fayda loo xam ne encore une fois des affaires de mœurs légères au bas de la ceinture loo xam ne Akhenaton moo ko wax Akhenaton defe naa la tudd moo ko wax Soya la mu bind c'est diamétralement opposé mais terewul dañ ko téye parce que nee nañ li mu wax El Malick gis nañ le cas de Bachir Fofana ñu tëj ko parce que li mu wax ba tey ñoom indeeguñu démenti. Et je pense que pour un État du Sénégal, il n'y a pas besoin d'emprisonner des gens. Moi, je pense que indi démenti, moi, li gëna yomb, moi, li gëna baax. Exactement. Benen bi mooy le cas encore de moom xale bu góor bi dañ ko yeb rek mais gis nañ président daal yi muy sol gis nañ premier ministre daal yi muy sol montre yi muy takk. xëy na kuy xalam di ci jaay barke ba yaay borom parce que man yaakaaroon naa ne ak seen làmmiñ ak seen i wax yi bu ñu ñëwee ils vont porter des sebago des baskets jeans relevés chemise manche relevée dem vers ces Sénégalais là keroog bi Ousmane Sonko di ñëw Grand Théâtre oto bi mu indi moo ko moom dañ ko abal te parce que même buñ ko doon abal waru koo yor oto 400 millions même buñ ko doon abal waru koo yor par rapport ak image bi nga xam ne moom lay woote wala moom lay def su ko moomee nag c'est gravement c'est catastrophique tout à fait
su nekkee Ousmane Sonko moom auto 400 millions boobu. je pense qu'il y a problème su nekkee dañ ko abal encore plus dangereux encore parce que il ne veut pas montrer image boobu. on n'a pas besoin de polémique on n'a pas besoin de ça. parce que mënuma bett nag ci moom parce que on l'a vu encore si ay jet privé yoo xam ne bi gën a yomb c'est à 150 millions pour ses voyages. Exactement. Kon l'affaire de Pape El Malick. Je pense qu'en tant que député li mu wax xam na ko. Bon on va voir est-ce que il va porter plainte. Comme ni mu daan def ak ñeneen ñi. ni des dem Bachir ak entre autres diffusion de fausse nouvelle. waaw diffusion de fausse nouvelle parce que bu nekkee kii li mu wax nii du dëgg kon diffusion de fausse nouvelle ak nan am na ne beneen tur bu mu tudd diffamation. Kon na ko wax parce que dem na ba yegg ne il a un chef cuisinier de 1 million. Un chef cuisinier de 1 million. L'argent du contribuable. L'argent du contribuable loo xam ne ñun ñoo koy fay déjà xam nga moom li mu waroon a njëkk a dénoncer mooy biñ ne. El Malick jox nañ ko appartement fan san xaw ma nan am na fu ñu wax ne fa lañ ko joxoon appartement. kon déjà loolu waroon na ko mën a dénoncer te dénoncer wu ko. Bien sûr. Voilà parce que dañ ne moom fi ñu ko jox fa la ñu joxoon sama waaja kii Mary Teuw Niane xaw ma. seen appartement yi kon loolu il ne va pas dem am na wala amul mais taxul woon mu dénoncer. léegi nag El Malick la ñuy déglu ba xam après qu'est-ce qu'il va dire sur les dires de ce gars-là. ba xam day porter plainte. alors mais mandat bi wóolu na boppam. ba pare nag Diomaye na ci bàyyi xel bu baax a baax. parce que c'est un honorable député. moo ko wax. bien sûr mais mandat El Malick bi wax ne nañ ko wàññi ba 1 an bu ko defee au moins ñu mën a ñu exiger li nga xamante ni moo nekk audit ci gestion bu assemblée. kan moo wax loolu nationale moom le député dépassé moom ak en plus oto yi nga xamante ni si waxoon nañ dañ koy jox depuis loolu El Malick dafa dagg li nga ne moo nekk les indemnités Macky Sall doon joxe amul benn loi wala benn waxtaan moo def nañ ko seen biir justement pour ñu. ñoom daal ñoomi neen la aji bu ma deret di laal. ñoom daal lañ doon xasee Macky Sall di ko xasee assemblée nationale segam ñi ngi joxante ay billet màkk ña ngay joxante xaalis gi Mari Sagna moo ko wax lu mu waxoon du nee na ña ngay joxante xaalis pour ay fête ak ay xawma la nag la suukaru koor ñoomi neen la te booba tey clamé wuñu mandat bi nañ ko wàññi est-ce que bëgguñu Ousmane Sonko ñëw duggaat biir assemblée nationale nekk le président de l'assemblée nationale parce que rien n'est anodin chez eux amul dara loo xam ne dañ koy def parce que dañ ko def nii et tout wala pour le simple plaisir. D'autre part ñun jàpp nañ ko yónni justement mu ñëw takkal El Malick. waaw moom laa lay wax pourtant wax naa la ko nee naa la rien n'est anodin chez eux. Peut-être que Ousmane Sonko n'est pas satisfait du comportement de El Malick xam nga man biir Pastef nit ñi dañoo fa ne kilifa am na fa Ousmane Sonko kilifa bi non. nekk ci kaw taxul nga nekk kilifa parce que nekk kilifa mooy El Malick jaaral ci yoon bi mu jaar ci yoon bi. Birame Souleye jaaral ci yoon bi nga jaar ci yoon bi. mais ku nekk yaa ngi sa poste di def du grand n'importe quoi et Ousmane Sonko amul fitu ne la arrêtel parce que bi ñuy ànd ak yow ànduñu woon ci dëggantaan ak yow. gis nañ bêtises yu bëri yi nga daan def. ñu bàyyi la ci am na lu foo lu bëri loo xam ne dund nañ ko ak yow xam nañ ne ñoom xam nañ ne yow def nga loolu. ñooñu doo mën a am dogal ci ñoom. par rapport ak Amadou Ba bi nekkoon premier ministre nga xam ne amoon na dogal ci gouvernement wala benn Macky Sall bu nekk benn chef de parti am na dogal ci ñi nga xam ne ñoom la diriger parce que gisuñu ko ci ñàkk fayda gisuñu ko ci luubal gisuñu ko ci fen gisuñu ko ci lu dul dëgg gisuñu ko ci mœurs légères kooku Macky Sall bu ne it chaud da ngay wax yaaram kàllaaw parce que nag am na loo xam ne ci bëtu nit nga koy gisee ba yëpp ko te loolu kenn gisu ko ci Macky Sall gisuñu ko ci Thierno Alassane Sall chef de parti gisuñu ko ci keneen ak keneen koo xam ne chef de parti gisuñu ko ci Bougane chef de parti ainsi de suite mais moom ci diggante moom ñi mu àndal yabaate dafa am ci diggante ak ñoom ba moom mënta nekk seen kilifa. Tout à fait. Ousmane Sonko ne peut rien contre El Malick. Ok. Il ne peut dire à Maïmouna Dièye defal nanga mu def ko il ne peut pas dire à le pétrole là defal non ku nekk yaa ngi sa côté di def li la neex li la arrangé. Bien sûr. Parce que moom moo ko cultivé moom Ousmane Sonko et on ne récolte que ce qu'on a cultivé. kon ñoo ko déggandoo muy kaddu yoo xamante ni moom la républicaine Ndeye Sow Leila yëkkati na ko jëmale ko daal ci li nga xamante ni ñu ngi koy toppee El Malick Ndiaye ci chefu cuisine bi nga xamante ni ñu ngi koy fay daal 1 million maanaam ki leen di togga rek 1 million lañ koy daal di fay weer bu nekk ginnaaw nag ñu bare jàpp nañ daal dafa ëpp mais man personnellement jàpp naa ni que daal nit ku nekk bu ko xeebal métier su dee chefu cuisine bi 1 million lay fayeku je crois que su ko neexee mu laaj 1 million mais problème bi mooy ñoom ñi nga xamante ni démb ñoom ñoo doon xeex li nga xamante ni mooy yàq bi réduire les dépenses de l'État est-ce que war nañu sukkandiku ci chefu cuisine boo xamante ni 1 million nga koy fay par weer balaa El Malick Ndiaye di nekk li nga xamante ni mooy président assemblée nationale est-ce que amoon na rek jànq bi nga xamante ni day liggéey kër mu koy fay 100 000 francs kon donc liñ doon wax démb dara amu ci waaye mburu foofu ko farine tey ji ñii dañoo yàpp kii di El Malick Ndiaye waaye suñ ko tàmbalee ci ki nga xamante ni mooy leader bu parti Pastef di premier ministre nañu xool montre yu muy sol nañu xool dàll yu muy sol
est-ce que mi ngi ko doon sol bi mu nekkee opposition est-ce que ñemee woon na jël jet privé kon yàq bi ñoom ñëpp la nekk kon yaakaar naa ni bu ñu sonal kenn kii di El Malick Ndiaye nag dafa doon nit koo xamante ni tey ji yaakaar naa ni xëy na li premier ministre bëgg maanaam defu ko moo tax tey ji ñuy dal ci kawam waaye ñoom Pastef képp koo xamante ne daal àndoo ci premier ministre daal dañuy daal di dal seen kaw loolu moo waral tey ji ñuy wax waaye ñoom ñëpp yam mburu foofu ko farine ndaxte kii di El Malick Ndiaye yaakaar naa ni auto assemblée nationale bu mu koy wax looloo taxoon ñu jël Bachir Fofana tëj ci biir kaso bi kii di Soya Diagne tey ji mi ngi ci biir kaso bi ndax lan ci information boo xamante ni Akhenaton bi bokk ci ñoom moo ko daal di wax kii di Soya Diagne daal di ciy junj def ci benn poste ñu jël kii di Soya Diagne dugal ko ci biir kaso bi jël Akhenaton bàyyi ko mu dox alors que tey jii benn démenti rek doyoon na uniquement pour que ñu bañ leen téye mais tey jii gis nañu doole bi nga xamante ni mi ngi koy jaay waaye muy El Malick Ndiaye muy leaderu parti Pastef ak ñii dal ci kawam bokk ci Pastef ñoom ñëpp yam du lii la ñu jaayoon Sénégal kon chefu cuisine di ko fay li nga xam daal mooy 1 million du dara lu dul benn népotisme boo xamante daal moom la ñu nemmeeku daal depuis que daal ñu nekk daal ci li nga xam daal mooy boppu pouvoir bi moom Ndeye Sow Leila nag dafa démolir El Malick Ndiaye bu baax a baax xam na ni que daal lañ doon wax président Macky Sall ñoo gën a yées ñoo gën a bon kii nga xamante ni mooy le président Macky Sall. toujours dans votre acte du jour ba tey dañuy desandi ci président assemblée nationale El Malick Ndiaye ak toggkatam bi nga xamante ni 1 million lañ koy fay weer bu nekk ci biir loolu nag le chroniqueur du peuple Abdou Nguer indi na ci daal ay révélation yu doy waar nañu déglu ji Abdou Nguer dellu si waat. waaye ci moomu réew ñu tegal impôt ci réew moomu la ñu ne. kay toggal El Malick Ndiaye million lañ koy fay par weer ka koy toggal rek pour mu lekk te ab député ko wax mu ne kiy toggal El Malick Ndiaye ñi ngi koy fay 1 million par weer. président assemblée. waaw ki koy toggal rek pour muy lekk kon mbindaan mii fomb kër El Malick Ndiaye chauffeur bay dawalal Malick Ndiaye gardien bay gardien Malick Ndiaye kon Malick Ndiaye ñun ñaata la ñuy coûter loolu fi mu ne nii ci lañ war a taxaw maanaam dëkk bu ñu takkaloo suñuy biir ñun. nen ñu ñëpp nañ serré la ceinture dëkk booba dama jëlee le président bi de dama jël le premier ministre bi mais Malick Ndiaye mooy président assemblée ba million lañ koy toggale añ reer ndékki te ki ko wax di député bokk ci ñoom nekk ci assemblée ba ba sàkku ñu jële fa Malick Ndiaye ah bon waaw pare teg ci ne Malick Ndiaye maanaam lam fa dugal ci nit jéggi na dayo kii Oustaz Mbacké Sylla moom ca la bokk ca ñam ca dugal nee na ñëm fa dugal moom jéfa jéggi dayoo la def c'est-à-dire nam nee na genn wàllu ñu sant Njaay ak Linguère yëpp daanaka dugal na leen assemblée di ay député ay waxu ba tey samay wax de waaw député bee ko waxi député Malick Ndiaye député wax ne ñoo ko dugal seen liste ñoo ko voté ñoo ko fa installé ñoo ko fa dugal moom moo dem ba gis ne El Malick Ndiaye mii li mu nekk ci assemblée bi lu doy waar la mooy maanaam ki koy toggal daal million lañ koy fay weer wu dee nga xam ne am na haut gradé yoo xam ne à la gendarmerie sax amuñu loolu. oh là là. am na ay capitaine yoo xam ne sax amuñu loolu am na ñoo xam ne sécurité seen bakkan lañ teg di nekk ci àll bi Casamance fii. di dàqanteeg wuyu yi. mënuñoo am salaire boobu. très bien kii toggal El Malick Ndiaye nga xam ne soble kaani jimbo yooyu lay defar jëf ceeb rek Malick 1 million. loolu nag lu mu war a leeral la nag naññ ci dëkk bu toll noonu ñi ñuy fayloo 1% bay fayloo suñuy doom. yu ndaw yi. yi du juddu barki démb muy lu doy waar lu. kon ñoo ko déggandoo muy ay kaddu yoo xamante ni Abdou Nguer yëkkati na ko ab député moo ko wax ne kay toggal El Malick Ndiaye président assemblée nationale 1 million lañ koy fay ci réew mi nga xamante ni da ngeen fekk ñu yàq ko ba mu yàqu yaxet réew mi nga xamante ni fekku leen fi ñaari salaamaaleykum réew mi nga xamante ni 4e sous-sol ngeen ko fekk réew mi nga xamante ni da ngeen newoon ñi fi nekkoon dañuy yàq alalu askan bi moo tax tey ndaw yi amuñu xëy moo tax marchand ambulant yi di dee foofu di doon ambulant jakartaman yi di yàgg seen jakarta kon tey ji gàcce la tey ci Sénégal ñu gis waa Pastef nekk au pouvoir di dund boo xamante ni tey jii ñi tax ñu accès au pouvoir ñooñu ñu ngi ci dund bu dee gën en tout cas mu doon ay révélation choc yoo xamante ni moom Abdou Nguer yëkkatiwaan na ko jëmale ko daal ci président assemblée nationale di El Malick Ndiaye kon Sénégal yaakaar naa ni jot nañu ubbi seen bët xammee bu baax a baax ràññee kan mooy defar Sénégal ak kan ma dul defar Sénégal ak ñan ñoo ñëw pour changer ak ñan ñoo ñëw pour nguuru mais jot nañu gis daal li nga xamante ni mooy toggkatu El Malick Ndiaye 1 million lañ koy fay ñuy laaj nag El Malick Ndiaye balaa muy nekk président assemblée nationale est-ce que amoon na jànq boo xamante ni ci këram rek 100 000 francs la koy fay su dee amoon na ko mu génnee ko bien su ko amul aussi mu wax ñu mais 1 million di ko fay toggkat
néew ma nag toggkat warul fayeeku 1 million toggkat mën na fayeeku ba 5 millions parce que jàng la nit kenn du ko xebal métier waaye tey jii am na ay toggkat yoo xamante ni mën nga leen fay 100 000 wala 50 000 francs ñu toggal la lu tax demuñu wuti ji si genre toggkat yooyu di jël toggkat boo xamante ni 1 million lañ koy fay ci réew mi nga xamante ni tey jii dafa nekk 4e sous-sol en tout cas mu doon ay révélation choc doon ay contradiction jëmale ko daal ci Pastef li nga xamante ni jaayoon nañ ko muy benn rêve boo xamante ni jotoon nañ ko jaay les Sénégalais. Toujours dans votre acte du jour suñ fa jógee dañuy dem fële ci plateau Ndoumbelane fekk ji fa Omar Faye leeral askan bi ginnaaw nag jàngat bu am solo boo xamante ni daal jot na ko indi ci discours bi nga xamante ni moom le président de la République Bassirou Diomaye Faye amal na ko muy le 31 décembre di discours à la nation dafa am nag lu bare loo xamante ni tey jii dafa dab le président de la République Bassirou Diomaye Faye jëmale ko ci li nga xamante ni mooy la réalité du pouvoir et la raison d'état bi nga xamante ni tey jii ba ñuy egsi foofu xamuñu ko woon ndaxte tey jii su doon ku xam état la xam li nga xamante ni mooy raison d'état discours bu mu tenir du ko tenir ndaxte képp koo xamante ni da nga xam état am na discours boo xamante ni moom ngay tenir jëmale ko nag ci continuité bi nga xamante ni wax na ko dafa mel ni nag mi ngi soog a commencé ubbi bëtam xam na ni que ca lu mu nekkoon démb ak barki démb kii di premier ministre di ko ci dugal dara du ci dëgg kon moo tax tey jii mu del soit nañu déglu ji la réaction à chaud et pertinente de Omar Faye leeral askan bi ci plateau Ndoumbelane dellu si waat. c'est-à-dire loolu ku xamul état moo koy def te bu ñuy ñëw foofu lañ démarré mais lenn laay gis ci discours bi mooy on passe du populisme politicien à la réalité du pouvoir. fa le président jëm yi mu def yëpp un bon chef d'état qui vient d'arriver du ko def mu ci àdduna yow boo fa nekkoon doo ko def parce que xam nga état mais ñoom dafa am neneen ni ñu gisee woon état mais moom ci boppam mi ngi xam ne mi ngi door a gis réalité du pouvoir ci loolu dama cité ñaari député muy Aïssata Tall Sall muy Tafsir Thioye. Tafsir ñu ngi leen di nuyu. parce que bi ñuy def question d'actualité au gouvernement Tafsir am na lu mu wax premier ministre gannaaw bi mu ko laajee ci 1000 milliards yi. wax na ko ci réalité du pouvoir wax na ko ci raison d'état. raison d'état. donc li ma jàpp foofu mooy c'est-à-dire président Diomaye parce que peut être majoritaire à l'Assemblée nationale mais gëm naa ne ay Moustapha Diakhaté ay Tafsir Thioye ay Aïssata Tall Sall bu toogee këram dina déglu xam lu xel nangu te peut être majoritaire à l'Assemblée alors que ñu la fa nekkal ñëpp duñu la waxal dara lu lay jëriñ. muy quantité qualité ba. wan na ko ci discours bi. nee na ci discours bi wax na ko il a parlé de la continuité de l'État. cette continuité moo tax mu génne ay chiffres parce que bu nekkul woon ci logique de continuité du wax li mu wax nii donc xam na ne état léegi continuité la. dëgg la. beneen bi muy wax réalité du pouvoir. dem na ba jàpp ne fi ko gars yi bëgg a yóbbu kooku président warul taxawee foofu. beneen bi mu indi si raison d'état nekkate boo nekkee président wala nga doon kilifa du lu nekk ngay wax di nga bëgg a jël benn décision sax nga xam ne lii boo ko jëlee du baax nga ne tekk bañ ko jël. di nga xam ne lii boo ko waxee mu jur leneen nga ne tekk noppi moo tax mu ne lii nga xamante ni mooy stabilité réew mi sécurité réew mi ak jàmmu réew mi léegi dootuma ci may kenn dara mayuma ci kenn dara. dëgg la loolu it wax na ko. loolu moo tax wax loolu. dëgg la nee na léegi lii maa koy téel sama bopp mais nu ko jëfee nag. problème bi mooy c'est bon à ce que mu wax ko mais li ñu bëgg ci moom mooy léegi bu xasee instant bi nii xam na réalité du pouvoir léegi li ñu bokk soxla si moom Mouhamed mooy nu ko jëfee nag président. ndax foofu la Sénégalais yi di xaare ñaari at yaa ngi ci ñu ngi ci logique de populisme dem nga ba Sénégalais yi xamal la nga xam gis ràññee léegi nag maintenant jëfeel. Il a dit rien ne sera jamais placé au-dessus de la paix, de l'unité et de l'intégrité. waaw loolu nag loolu xam na ñu muy waxal. C'est une réponse quelque part. C'est une réponse quelque part. Pour certains. Mais bien sûr. Ok. Parce que le discours fâche. Le discours du président a fâché certains. Pourquoi? Oui. waaw da leen fâché. Pourquoi? Parce que lii mooy discours du président. ñii mën nañu ànd ak yow ñii mën nañu bañ a ànd ak yow mais au moins boo waxee sénégalais yëpp ku ci ne dinañ xam ne c'est un président qui parle. Ouais. Et il vient de le faire. Très bien. léegi nag il lui revient lui. à ce que léegi nag mu jël ay matuwaayam xam ne moom la ñu fal loolu moo tax Moustapha Diakhaté ne ko yaay prêter serment. loolu du caaxaan. tu es au-dessus de tout. yow li yaa ko war a respecté moo tax sànq bi mu waxoo Xaar Mbay
jàpp mu woon sa boobu le gardien des arts. ah quand même. foofu le président non loolu li nga wax après dafa am feneen fu ma yóbbu. waaw dafa doy waar. que ne nag président si moom moo war a jël ay matuwaay dem. et j'en profite pour remercier le maire de Rufisque. muy Omar Cissé nga xam ne non seulement taxaw na taxawaay bu rafet bi mu wàccee liggéey mais tuddee na ko centre culturel. ba pare sargal ko. macha allah te kilifa bu mag noonu lay def. mu am beneen pàcc bu président wax. waaw muy baax mooy la cour constitutionnelle. à quoi ça sert. bi war a remplacer le conseil constitutionnel. mais bu doon cour constitutionnelle comme moom dina président. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas pour changer. On change c'est pour améliorer. Alors qu'il n'y a aucune amélioration sur la mise en place de la cour constitutionnelle. Parce que le Sénégal am ak yi ñu am yëpp ñu ngi ko am ci conseil constitutionnel. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? tey li ñu soxla ci réew mi mooy justice décider jël ndogal nga respecté ko. La loi, la justice au service de la loi. ñun foofu la ñuy xaar tey président Diomaye à ce que mu egg foofu ndax tey mënuma concevoir nga jàpp Farba Ngom code bi am lu mu wax ci bu ñu jàppee nit bu feebaree wala mu cautionné nga téye ko di ko fa téye loolu loi amatu fa. loolu du loi ci ñun yooyu si yooyu la ñu nekk ñun Sénégal gis nga justice bi ngay dëgg yëpp. mooy ñuy jaaral yoon mbir mi foofu la Sénégalais yi di xaar mais réforme yi ñuy wax yëpp amul solo li Sénégalais yi soxla mooy. tey nga jàpp ma ne la damay cautionné ma cautionné 11 milliards comme ni ko Tahirou Sarr waxee nga bàyyi ko. mais doo ko téye ci police doo ko téye mu jàll. c'est-à-dire yooyu mooy mbir mi. décision de justice génn wax naa ko fii ajuma bi passé il y a un dossier où il y a QVS hollandais ak un Sénégalais Nouvelle-Ville nga xam ne fépp fu ñu dem ci justice bi fépp ci juridiction bi. tribunal fépp ba mu jeex. Sénégalais bi am na ndam. ba barki démb waa ji am na dañ ko astreindre à ce que 500 000 francs chaque jour. waaw léegi yow loolu bu fekkee ne justice bu décidé juge décidé magistrat décidé te yooyu ñu décidé duñ ko appliqué est-ce que foofu am na loi est-ce que foofu am nañ fa justice. pourquoi Hollande bi toog fu ba léegi te saa yu waa ji ñëwee indi décision am ñu dàq ko naka dellu c'est-à-dire que donc ñun li ñuy wax mooy l'applicabilité. Très bien. Il faut que maintenant les décisions. que yi ñuy jël que yi ñuy def à ce que ñu di ko appliquer président ñun foofu la ñuy xaare ci yow c'est important mais tey yow Mouhamed maa yow ñu xeex juste jox la dëgg nga indi sa këyit te du ma ko appliquer est-ce que loolu am na sens du justice de moom mais du justice très bien n'est-ce pas peut-être xanaa war ñu xaar après nañ dugg ci yeneen affaire yi waaw après ñu ñëwaat dañuy ñëwaat ci discours bi yàggaleel mën nañ cee yàggaleel fekkee da nga am yenn points yu la. waaw dafa am ay points yu ma allez-y yow rek la ñuy dégloo. mooy loi de finance bi. loi de finance waaw rectificative bi. bu mujj bi. waaw. mais yéen. il faut ñuy déglu xam nga ñun dañuy am référence man damay wax sama dëgg. man ko assemblée ku ma dégg boo gisee Moustapha Diakhaté mii. ku ñëpp naw ko fu muy jógee assemblée nationale. premièrement. waaw man damay déglu man maa déglu Tafsir Thioye wax ministre bi. ne ko dette bi dafa jóge ci 130 milliards xaw ma 151 milliards dem ci 850 milliards foo ko teg doon tuug ko est-ce que sénégalais yi xam nañ loolu ci loi de finance initiale bi dette bi xam nga ñaata la woon ci li ñu war a fay 151 milliards ci loi de finance rectificative décembre bii président Moussa c'est 850 et quelques milliards sénégalais yi du ñu laaj loolu c'est parce que dañuy nekk ci populisme dañuy di dugal foo xamante ne amul sens léegi yow ministre bi ngi nii député baa ngi nii poser la question waaw doo ko tontu. au nom des sénégalais au moins ñu wax comprendre. kenn tontu ko léegi mu laaj ko ne ko man li ma gis nii dette bancaire bi te ngeen tuddee ko woon dette cachée mi ngi ci biir wala nekkul ci biir mu daw. waxul ba léegi moo tax Sénégal yéem na ma man yii daawuñu ko fayee sax c'est-à-dire yii président Moustapha Diakhaté gi nii Abdou yii daawuñu ko fayee ci réew mi xam nga lii xam nga la yoon def nañu defoon ci 1000 milliards Covid ba pour que ñu ne 1000 milliards yi na leer ñoom war nañu taxaw ci mbedd mi ñun ñëpp ñoo doon taxaw lu ëpp 1000 milliards ñi ngi fi taxaw di ko kaste gaay yi waxuñu dara leeragul ba léegi nii très bien Omar
donc voilà des choses yoo xamante ni c'est important daañu ñëwaat. ñu ci ñëwaat incha allah alors Omar li mu wax est-ce que xam nga ci loi de finances initiale 2026 bi am na ci annexe yi foo xam ñu ngi prévoir pour fay 516,32 milliards. ñu tuddee ko dette bancaire entre parenthèses Mazar. ci neen yor document Mazar. waaw ah oui ci atum 2026. ci atum 2026 ñu ngi koy waaj a fay te ñun ñëpp kenn yoru si li nga xamante ne moom mooy le rapport Mazar. pour comprendre exactement dette bancaire hors circuit budgétaire boobu nekkoon ci rapport Cour des comptes. à hauteur de 2030 milliards. 2030 milliards. ñoom bu fekkee dafa yokk ñu wax ñu ñaata la. c'est important mais Moustapha mii neex na ma déglu mu wax la wala neex c'est-à-dire non li Moustapha wax nii. non li mu rapport caché gis nga. rapport IGE waaw. bi ñu jox Cour des comptes. boobu rapport ak rapport Mazar bu ko nit ñi gisoon. waaw ku Diomaye Ousmane Sonko fanaan dañ leen fekk. man maa la ko wax. xamu tax mu wax rek ma kii. xam nga yaa ngi woon léegi dette bancaire bi. ñoom ñu ngi koy fay te waxoon nañ ko ndumbelaan. am na wala amul. waaw ne yéen li ngeen di wax ne dette kese la. yéen ñi ko roof ci loi de finances rectificative bi di ko fay. te waxu leen ko Sénégalais yi. maintenant Mazar boobu bul fàtte beneen affaire. Mazar moo génnee. ne bor bi globalement c'est 23 milliards. Alioune. 119%. waaw li ma lay wax nii waxuma ko de bi premier ministre nekkee assemblée Tafsir Thioye da ko wax ñu dégg mu ni mu si la yëngalee bopp bi ne non yow xamoo li ngay wax. moom premier yaa ngi dégg. mu ne ko yow xamoo li ngay wax. ministre bi ñëw dëggal ko mais li ma bëgg a wax ci Moustapha li nga wax mooy 23 milliards yooyu ñoom ba léegi waxuñu lan mooy seen part ci lañu def. c'est important kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy jàngatu Omar Faye leeral askan bi jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey ji mooy discours bi nga xamante ni tey ji moom président de la République Bassirou Diomaye Faye jot na ko yëkkati muy discours à la nation du 31 décembre bi nga xamante ni moo doon marqué fin wu année 2025 début année 2026 yaakaar naa ni ku am état tey ji du wax discours bi mu wax ndaxte tey ji li nga xamante ni yëkkati na ko ñàkk a xam état moo ko waral ndaxte bi ñuy ñëw ci pouvoir bi xamuñu woon lan mooy les réalités du pouvoir ndaxte bi ñu nekkee ci opposition dañu yoroon seen làmmiñ di wax di diggee di teg ay promesses di jël ay accusations discours populiste daal di koy yëkkati tey nag bi ñuy egsee ci bopp nguur gi xam nañu lan mooy la réalité d'état alors que tey ñaari mbir moo am muy réalité de l'état ak li nga xamante ni mooy la réalité du pouvoir ak raison d'état tey loolu moo ko daal di dem ndaxte ci biir discours bi dégg nañ ko muy wax li nga xamante ni mooy la continuité alors que ñoom dañu ne woon li fi nekkoon yëpp dañ koy bale daal di koy yëkkati même li nga xamante ni mooy financement yi mu jot a wax ku nekk xam na ni que ci programme bu mu mës a yëkkati ay programme président Macky Sall la muy PUDC bi di li nga xamante ni mooy bourse de sécurité familiale yi yooyu yëpp ay projet président Macky Sall la kon tey ci continuité boobu la ñu nekk waaye ginnaaw ñaari député yoo xamante ni ñi ngi Assemblée muy maître Aïssata Tall Sall ak kii nga xamante ni mooy Tafsir Thioye à chaque fois que ñu yëkkati kàddu da ngay comprendre que ñii dañoo xam pouvoir xam lan mooy état moo tax tey ji 130 députés yi nga xamante ni jot na ko am fële ca Assemblée amuluñu ko benn njëriñ waaye su demee ba toog këram déglu Aïssata Tall Sall déglu Tafsir Thioye déglu seen 130 députés dina xam ne Aïssata Tall Sall ak Tafsir Thioye li ñuy wax mooy dëgg moo tax dafa war a sukkandiku ci loolu kon donc je crois que tey jii di 130 députés yu nekk fële ca diwaanu Assemblée di défendre parti bi di Pastef amul ñu njëriñ benn yoon li nga xamante ne mooy président Bassirou Diomaye Faye ndaxte xamuñu luy état xamuñu luy defar état lépp loo xamante ni yëkkati nañ ko ci kàddu maanaam ay wax la yoo xamante ni waxu ko daanu ci saxala mu doon une brillante et pertinente analyse de Omar Faye leexal askan wi toujours dans votre acte du jour ba tey dañuy des ci discours du président de la République muy discours à la nation du 31 décembre 2025 ginnaaw nag benn kàddu daal boo xamante ni yëkkati na ko mu koy glorifier di ko ndamoo muy 1 million de personnes yoo xamante ni war nañu mën a connecté wu ci wifi gratuitement ci biir Sénégal mu jàpp ni ko daal loolu lu bees la wala innovation la ci biir loolu nag ki nga xamante ni mooy le tiktoker Choco No Stress nekk fële ca diwaanu Espagne plus particulièrement fële ca Barcelone moom ci boppam bi nga xamante ni génn na Sénégal xam na ni que lii nga xamante ni moom président mi ngi koy wax maanaam wax la boo xamante ni waxu bolle puy de la nañu déglu ji la réaction de Choco No Stress muy réponse boo xamante ni tontu na ko le président Bassirou Diomaye Faye ci discours bi nga xamante ni yaakaar na daal dafa def jéego wala dafa def benn ndam alors que gàcce la def nañu déglu ji Choco dellu si waat fu nit taxaw ci biir Sénégal mën fa connecté wu ci nu mu normale fas yéene nañ ko matal ci 2026 gisagu leen dara ba lii di million doomu aadama ci biir réew mi wifi am nañu yéene jox leen connexion ci lu ñu dul fay dara jom mi amul heure lii la wolof njaay naan à tout moment rek man ngaa jom mi sa àddina lii ku ci rusul amoo ci gàcce sam xel wayu barki Seydina Muhammad képp ku rus ni man am gàcce ci waxu président bii naan damay décentraliser wifi yi mu mën a bëri Sénégal lii laa promettre Sénégal yi ay lii mooy yaakaar gu tas lii de mooy yaakaar gu tas man de man vraiment non gëm naa ni réew mi amagul njiitu réew
lu toll ni nouvelle an ñu ciy dugg nga war a def discours bu pertinent non sénégalais yi dóor ngeen seen loxo ci ëkk maa leen ko waxoon dama ni Diomaye sénégalais yi soxla wuñu wifi kër yëpp am nañu wifi xale yi dañuy def sax ay wifi seddoo di paasante ak seeni morom yi sénégalais yi lu ñu lekk lañu amul ak lu ñu naan problème mu lekk lañu am dërëx te gis nga yéen ngi fowee réew mi des na tuuti sénégalais mooy romb moroomu sénégalais dab ko xëcc ko mattal matta ko ba mu dagg muy sàqami foofu la ñu toll parce que barki dee moo njaay gis naa fi ci biir Sénégal fas bu tiim suuf di ko mëq di ko lekk ma tourné gis bëy ak xar oto jàmbur daanu jën ya ca nekkoon dàmba yaag yépp xar yeeg bëy yi tiim di lekk jën bu ñorul ma xam ni Sénégal moom dara dootu fa baax barki salaatu ala nabi amagu leen président de bii gàcce wuuf maa man ñu jox leen réew mi ay waay man duma ci wax sax da ngeen ñu gàcceel daal ku rus ni man rek laalal seen ñu dem. kon ñoo ko déggandoo muy réaction boo xamante ni choc no stress def na ko ci discours président de la République Bassirou Diomaye Faye muy discours à la nation ci li nga xam daal mooy connexion pour 1 million de sénégalais gratuitement fu sénégalais yi taxaw mën a am li nga xamante ni mooy connexion kon loolu day wane ni que daal ñoom dañoo tardé ndaxte connexion doonatul li nga xamante ni tey jii luxe la fépp foo dem ci àdduna bi yaakaar naa ni la connexion est gratuite partout foo dem da ngay am wifi tey jii am na leneen loo xamante ni moo nekkoon priorité mooy dund sénégalais yi naka lañ koy wàññee li nga xamante ni mooy xëyu ndaw yi naka la ñuy def ba ñëpp am xëy naka la ñuy def tey jii ba ku feebar mën a faju lan la ñuy def ci ay réalisation lan la ñuy tegal tey jii li nga xamante ni mooy sénégalais yi ba nga xamante ni dañuy gis ni ko seen dund gën na ñooy ba benn sénégalais dootul na ma jël gaal bi di wuti ñi ay Espagne mais di leen wax ay waxu connexion je crois que ay waxu ku daanu sa xel ak waxu ñàkk xam tey jii nag su dee lii moo tax tey jii sénégalais yi rey seen bopp doon xeex di taal li nga xamante ni mooy Sénégal pour que ñu leen di wutal ay connexion je crois que c'est peine perdue. Toujours dans votre acte du jour suñ fa jógee dañuy dem seeti ji bilan bi nga xamante ni Pastef def na ko muy le président Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre leader au parti Pastef ginnaaw nag kaddu yo nga xamante ni ñi ngi koy yëkkati plus particulièrement wax yi nga xamante ni moom leader au parti Pastef yëkkati na ko fële ci pose de première pierre ba jëmale ko daal ci passé ñu jox leen daal seen bilan lu ñu jotagum def ci Sénégal ci ay bor yoo xamante ni lépp nañ ko daal di koy dugal ci seen ay gafa di ko takkee ay jabar di ko dëndee ay dàll yu cher ak ay montre yu cher alors que xalaatuñu benn yoon askan bi nañu xool ji ni nga xamante ni tey jii lebee nañ ko ci ay bor muy 1700 et quelques milliards yoo xamante ni jaarul fële ci FMI ñu daal di koy lever ci ay taux yoo xamante ni c'est excessivement cher mu doon nag bor boo xamante ni tey jii waxuma la yéen mais seen i sët yéen ñi doon xeex tey jii pour Pastef egsi au pouvoir seen i doom ba ci seen sët ñoom ñoo koy fay kon luy métti ci ñoom lay jógee kon Pastef nekkeew ñu fi dara lu dul yàq xaalisu askan bi di leb uniquement di dóoral seen i poche di dund ñoom fàtte askan bi nañu xool ji li nga xamante ni Pastef bàyyi na ko ci réew mi ci diiru ñaari at yi nga xamante ni toggagum nañu ci bopp réewu Sénégal. Le 4e appel public à l'épargne procédé par l'État du Sénégal a permis à ce dernier d'emprunter un montant de 560 milliards de francs CFA sur le marché régional de la CEDEAO, portant ainsi le total des APE à 1779 milliards pour l'année 2025. Le Fonds monétaire international dispose principalement de 2 types de prêts. Le premier est le FEC, ou Facilité élargie de crédit. Il est destiné aux pays à faible revenu, comme le Sénégal. Il est caractérisé par un taux d'intérêt très faible, souvent de 0%, une maturité longue, pouvant aller jusqu'à 10 ans, une période de grâce de 5 à 5,5 ans est souvent offerte, avec 0 paiement. Comparons les 2 cas de figure. Si ce même montant de 1779 milliards de francs CFA avait été financé par le FMI, pour la même durée de maturité de 10 ans, il y aurait eu 0% d'intérêt si c'était avec le FMI et au moins 6,5% dans le cas d'un APE. Ce qui représenterait 10 paiements annuels de 178 milliards, avec une période de grâce de 5 ans, avec le FMI et 10 paiements de 247 milliards dans le cas de l'APE. Ce qui signifie un remboursement total de 1779 milliards au FMI au bout de 15 ans, et 2475 milliards au terme des 10 années dans le cadre des APE. À cause de sa déclaration mensongère sur la dette publique du Sénégal, Ous Menteur a fait perdre à l'État du Sénégal un montant total de 695 milliards du fait que le Sénégal ne peut pas bénéficier d'un financement du FMI
et est obligé de se rabattre sur le marché local de la CEDEA. kon ñoo ko gisandoo ginnaaw bi nga xamante ni ñaari at yuñ defagum ci bopp réewu Sénégal gisuñu fi dara lu dul ay conneries yoo xamante ni jot nañ ko def 26 décembre 2025 muy benn coup boo xamante ni coup maître la boo xamante ni moom leaderu parti Pastef di premier ministre jot na ko def muy 1779 milliards yoo xam ne daal dañ ko mobiliser or li nga xamante ni mooy FMI uniquement ci atum 2025 muy fukki weer ak ñaar yoo xamante ni 1779 milliards jël nañ ko daal di koy def seen poche takkee ko ay jabar jëndee ko ay montre yu cher jëndee ko ay dàll yu cher xalaatuñu benn yoon askan bi mu doon nag li nga xamante ni mooy suite jëmale ko daal ci APE bi nga xamante ni tey jii moo permettre Sénégal daal di lépp lu toll ci 560 milliards jëmale ko daal ci marché régional jëmale ko ci benn presse boo xam ne daal dañ ko titré que ki nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef dafa réussir benn coup maître bu constant alors que tey jii li nga xamante ni réussir na ko ñu bëre jàpp ñu seen musiba la daal di réussir ñu daal di koy tàccu mu doon nag ay bor yoo xamante ni jot nañ ko jël ginnaaw bu mu ñëwee lépp lu mu njëkk wax mooy Macky Sall dafa leb partout mais Macky Sall li mu jot a leb gis nañ ko waaye moom li muy leb benn sénégalais gisu ko mu doon nag tey jii sénégalais bu nekk war a ubbi bëtam ubbi xelam xam ne ni que kii nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef nekkeew fi pour intérêt Sénégal mais daf fi nekk pour toroxal doomu sénégalais. Merci beaucoup, c'était tout pour votre actu du jour. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois. D'ici là, restez scotchés. Nos programmes, ça continue toujours sur VIP People TV. Leen jàmm ci Nexa Voyage moo pare pour gunge